Saalum Saalum li ngi wax di fa am njariñ ci man. Saalum Saalum ki am njariñ ci moom lay wax moo tabe yow xëy na seqaguñ lu tax nga xam sama tabe wala xamoo ko tabe en tout cas yàqu ma. wala tajal yadaka maxlulatan ilaa unuqika wala tabsutha kullal basti fa taquda maluman maxsuna yàlla nee na bul nay de. bul jël sa loxo bank ko sa bopp waaye nee na bu ko tàllal ba mu ëpp di pasaare. man de boo ko defee danañ la yedd. barki démb dag maa jaral génn ci beneen télé en direct. waaw donc xam naa sa njëriñ. d'accord ma bàyyi TFM dem fee 2STV ndax Serigne voilà. waaye nag ku doy waar nga. xam nga émission bi defal ndànk lii nga ma fi wax loolu lépp xëy na mënoon naa wax ne dama ci tontu. waaye kon loolu daw responsabilité la. waaye dëgg la waaye nag maa ngi jégalu. ndax côté bi ma gën a gêné. nga xam ne ni j'étais tiqué mooy côté familial yaakaar naa du ma ko wax ci télé. mais nag alxuraan daf ñuy wax ne in jaakum faasiqun bi naba'in fatabayyanu an tusibu qawman bi jahaalatin fatusbihu alaa maa fa'altum naadimiin bu la nit waxee dara. na nga ko leeral. ndax yàlla ci biir alxuraan sax da daan leeral bay leeral détails yi xew ci yonent bi ci ay soxnaam. tey ji alxuraan ni muy leeralee détails yi yonent bi. kuñ ko waxoon sa waajur nga yenu yat. kon nag moo tax vraiment. léeg-léeg danaa ko di bañ mais buñ ma laajee ci plateau. maximum danaa mën a tontu maa ngi leen di gërëm leen. ñun ñu ngi lay gërëm bu baax yàlla na sa taxawaay yàgg ci réew mi. amiin sa njëriñ ñun xam nañu ko. président ñu ngi lay gërëm bu baax nga nuyul ñu njaboot giit ak ñi ngay nekkal Mamadou Mohamed Ndiaye merci beaucoup juste rappeler que ñu ngi àndandoo ak dama ko bëgg a wax ci kanamu président Serigne Mboup ne fi mu tollu tembe ñu ngi def recensement wu entreprise yi loolee ñu koy amal mooy agence nationale de la stratégie de la statistique ñooy amal premier recensement général des entreprises ñu tuddee ko RGE loolee ñu ngi ko tàmbali depuis mois de mai dinañu ko jeexal bu soobee yàlla ci mois d'août 2016 képp ku ci am sax table joo am sa buntu kër xamal ni entreprise bu ndaw la muy petite beeg bu mag bi yooyu yëpp ñoom ñi ngi ci dëkk yi pour xool naka la ñuy defee recensement bi pour ñu mën a xam Sénégal ñaata la am ci wàllu entreprise loolee xam naa ni soxal na président donc loolu ñu ngi ci gërëm bu baax agence boobule di agence nationale de la statistique te ñuy amal recensement général des entreprises ñu ngi ànd itam ak Orange Money kalpe bi ku ko am di nga mën a profité ci mbaqu si Orange jagleel ay kiliyaanam bëgg naa ñu xool publicité yi bu ñu noppee àggali jotaay bi ñu ngi jëm ak yéen ba fileeg minuit 30 tey ci télévision Futur Média quartier général jërëjëf président. yàlla na leen yàlla fay ci barki weeru koor yi. asalaamaaleykum. waa ummi nan nga def ba am lii lépp ci teranga. xanaa di yónnee ak jot xaalis ci sama kalpe Orange Money rek. loolu nu muy demee. yomb na ak sa kalpe Orange Money saa yoo yónnee wala nga jot xaalis da ngay dajale ay mbaqus yu bëree bëri te nag loo ca xamul semaine bu nekk fukki nit ak juróom yu ëpp lu ñu dajale dañuy gagné ay enveloppe juróomi junni ba ci 1 million. laaj ma lu dàqati. bisimilah. ci korité bi dina am kenn ku gagné 12 millions. 12 millions. 12 millions. maa la wax loolu ak Orange Money ku def lu baax am lu baax. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. ah mbokk yi bu leen ko kenn nettali dee leen envoyé xaalis ak seen kalpe Orange Money ndogu ba suur xanaa ndogu ngeen ndogu naa. suukaru koor. yàlla na leen yàlla fay ci barki weeru koor yi. asalaamaaleykum. waa ummi nan nga def ba am lii lépp ci teranga. ñu ngi gërëm bu baax Orange Money donc mën ngeen a profité def yónnee yi ak jot yi ci seen kalpe Orange Money mbokk yi dañuy jàll ci li nga xam ne ni moom la ñu Mame Fatou Ndoye indil tey ci jotaay bi yaay defe naa kontaan nga ci Serigne de ak ay kàddoom. waaw kontaan nañ ci lool macha allah xam nga dafa di patriote. moom Serigne bu patriote la. dafa am ñoo xamante ne réew mi daf leen soxla. xam nga waxoon naa la benn yuusu suñ ci amoon 100. waaw fukk nga wax man 100 la am. benn yuusu ndu rek suñ ci amoon 100. kon Sénégal mel ni Amérique. mel ni Amérique. kon nag patriote yu mel nii tamit suñu toogee nga xam ne exemple lañ ci réew mi. dañuy sant yàlla rek. di ñaan sénégalais yi tamit gën a taxaw gën a liggéey. fa tabakalla macha allah tamit gën a ñeme. ndax tamit ñun ñooy defar Sénégal de. kenn du jóge Burundi wala feneen di ñu ko defal. ñun ñoo koy defar. kon nag patriote la ñu ngi kontaan bu baax a baax ci moom. li ma gën a neex ci moom docteur Massamba Gueye jàng du caagin rek jàng français mooy njàng mi gën. waaw mais parce que ñun yenn saa yi ñun ñu jàng ay école français dañuy foog ni jàng boobu moo ëpp valeur sax ay jàng alxuraan comme Sénégal léegi dafa bëri intellectuel ñi jàng français bi souvent dañuy foog ni sax ñoom ñoo gën ñi jàng alxuraan wala ñi jàng leneen. arabe mooy ñi mokkalul français. parce que ku ci mokkal français ba dem ba terminal. ñi nga xam ne moom lañ gën a naw ci jàngu français dañ ne tout ce que je sais c'est que je ne sais rien. waaw ndax yow nga xam nga gàtt xel moom àggut ci
fekk nit ku wàcc alxuraan nga ne amul xam-xam kon mooy alxuraan tekkiwul dara dañ ma baal ci wax ku alxuraan nekk ci dënnam nga ne ko yow xamoo dara maanaam wax yàlla moom dafa fees ci moom dell nga ne ko yow doo dara léegi yow mi koy wax lañu war a xoolaat ba xam yow mbindeef nga rek nga wala nit nga parce que li sëriñ boobu wax man mën naa ko seede parce que ñoo nekk ndox ko ki màgg ndox fa mais li muy wax ci français lépp daf ko góorgóorlu mais li ci ëpp doole mooy li ñuy wax le FOSS ñun en tant qu'enseignant ce qu'on appelle le français par objectif spécifique tey jii Sayda bu doon dem mu ne ma kaay nga jàngal ma français man kaay nga ma jàngale arabe man dama koy jàngal français bi nga xam ne kuy waaraate moom la soxla ndax boobu da koy mokkal gis nga taximan man bu ma koy jàngal xam nga lu ma koy jàngal ci français wecci ma foo jëm wàccal ak siwul parce que moo koy jëriñ yooyu da koy mokkal léegi donc je pense que ne nit ñi nañu comprendre loolu que développement wu réew mënuñu cee boddi kenn déedéet kenn ku ne bis ba nga xamee fu sa xam-xam yam keroog nga am xam-xam ndax keroog ngay commencé di gëstu leneen donc nañu bàyyi xeebaate bi bëgg a tas réew mi ñaar ñi jàng arabe ngi nii ñi jàng français ngi nii loolu mënut a nekk yàlla moo ñu wàccee ñu wuute boobu na nekk force bu mu nekk division am na loo xam ne tey ku juddu fii ci réew mi buñ lay baptiser diine boo mënti nekk nitu diine lay baptiser boo dee diine boo mënti nekk nitu diine moo lay yóbbu waaw ki nga xam ne nag booy judd moo lay gunge booy dem moo lay yóbbu nga ne ko yow li nga xam du xam-xam nanu bàyyi complexe boobu man bu ma gisee ku jàng français meex jaay mu joxum dërëm cexe seen façon wax yooyu joxum dërëm mbuxu loolu daf ñuy tardel Pape nañu valoriser tous les savoirs ki mën a mocc ak ki mën a pikiir bu fekkee dañuy faj nañ leen valoriser wallaahi ki mën a xalam ak ki mën a guitare la nga bëgg mu ñëwaat ci docteur mu ne nga waxaat ko loolu meex jaay mu juróom dërëm cexe te yow juróom rek ngay jënd li ngay dépensé ci calorie pour wax ko sax boo lekkee juróomi dërëm te dafa bëri ci réew mi de yenn saa yi docteur ma tooñ la ni la man bu ma demee ci yeneen réew yi dama fay fekk ñoo xamante ni seen i waajur yeeg seen i mbokk fii la ñu juddoo ñoom ñu juddoo fii ba dëgër doog a dem bitim réew waaye ko ci fekk fierté la sax bu la naan sama doom déggul wolof sama doom moom déggul wolof moom dañu koy wax ak beaucoup de fierté moom déggul wolof de mais Pape koo na ci da ngaa nul français mu mer te amu ci ñu ci bëri nag ñaari français yu nu wax armeel yaa ngay riir ñaari français yu mu wax man seconde damay terminer ci loolu xam naa ne guddi na bu ma daan def na ma yàlla baal te na ma mbooloo mi baal ci wax ji bu ma daan def cours seconde bu nga xam ne dañ ne littérature française moom moo gën a fort ci poésie buñ daan jël dañuy jël du Bellay ñu teg poème yi heureux qui comme Ulysse a fait un beau voyage ou comme Cestula qui conquit la toison puis est venu vivre avec raison avec sa famille le reste de son âge par exemple tu as raison toison âge village xam nga da nga am ay rim ñu ne la lii ay rim la bu ma ko jàngalee xale yi bañ na ma tubaab neex na ma ne leen waaw nañ dem ci sëñ Moussa Ka wallaahi garab gu mag gi bu ne jirim car yu ndaw yi dañuy jirim boo nu joxee la ñu amoon du nu defaat la nu defoon nga am fii rime embrassé am fii rime suivi fee nga am ay rime plate ay rime pauvre am fii ay rime riche nañu bàyyi suñu langue yi ñuy xeeb làkk wu firi alxuraan baat ak baat araf ak araf nga ne ma làkk wi du làkk dama lay xeeb nañu bàyyi li ñuy wax Alaaji Omar ba ko bañ koy jàngal te na ko mënoo wàññi Alaaji Omar sëriñ bi da ko xool ba càgg na ko wàññil sëriñ bi na ko wii góo waxal benn mu ne ko benn sëriñ bi na ko wuy didi mu ne ko si mi àndaa ko góo woni mi haalata didi wallaay didi bu ma xamul lu benn di tekki du ma wax ñaar wallaay doo wax ñaar sëriñ bi na ko xaw ma luy benn mu ne ko benn mooy yàlla kenn la ahadun ahad wallaahi bi mu ne ko waxal ñaar mu ne ko man xaw ma luy ñaar sëriñ bi na ko waxal ñett mu ne ko du ma wax ñett te xaw ma luy ñaar sëriñ bi na ko xaw ma luy ñaar El Hadj Omar ne ko góor jigéen la yàlla sàkk kaw ak suuf biir ak biti ñuul ak weex xiif ak suur gëmb ak xippi xool ak bañ a xool mu ne ko lu yàlla sàkk da ko wutal bitti wutal ko biir mu ne ko waxal ñett mu ne ko ñett amut ñett yoo gis seede bi yàlla la ak ñaar yi mu def macha allah Seyda suñu borom sax yàlla ci boppam dafa ne iqra waaye teg na ci itam ni laxad karamnaa tey li ma wax j'espère que j'ai pas fait de faute déedéet ñaar yëpp a baax macha allah xam nga man wala xadd karamnaa bani aadama mooy teraanga ji ñu yàlla defal rek iqra mooy li ñu jëkk a wax jàngal xam nga man lu ma gën a neex si yëf yi mooy sëriñ boobu nitu daara la
te nitu daara bu toogee ba réaliser li mu réaliser ci dëkk bi fii loolu fierté la te dina encourager ndax ñëpp mënuñoo jàng beneen làkk bi ñii yàlla da leen a séddali ñii yàlla séddaleen leen waaye loolu yëpp de macha allahu taala yàlla li tax mu bind ñu mooy jaamu ko te jaamu googu kenn mënu koo jaamu te doo ko jaamu ci alquran kon nag jullit dafay war a rus ne man jànguma alquran ndax bu jàngul alquran julliwul te ku julliwul doo julli te ku dul julli képp ku dugg ëllëg foofu ñuy bañ a tudd maa salakakum fi saqara qaalu lam naku minal musallin lu ngeen dugal fii li ñuy wax yëpp parce que daawuñu julli te yonent bi dafa wax ñett yi rek sallallahu alayhi wa sallam xaritu yaa dëggeen ñett yi rek war naa tax ku nekk fonk ko uhibbul araba li salaasi li anni arabiyun wal quranul karimu arabiyun wal kalaamu ahlul jannati fil jannati arabiyun nee na yonent bi nee na bëgg leen arab ngir ñett ñu ne ko lu tax sang bi mu ne parce que man arab la xanaa bu dul dara ñu rus ko moom Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu ne alquranul karim bii si lan la ko yàlla wàcce si lu wàllu arabiya arab la ko wàcce amul alquran beneen boo ko mën a wax ba ngay jàkkaarloog sa borom di julli te doone alhamdulilahi rabbil alamin bi gën a neex nag mooy wal kalaamu ahlul jannati fil jannati arabi macha allah macha allah àjjana ñun ñëpp buñ duggee àjjana arab rek a fa nekk ku déggul arab doo dem te ku mokkalul alquran xam nga lu tax war a jàng alquran xam nga buñ demee àjjana dañuy dugg première ñu dugg ñun toog rez-de-chaussée ñun ñëpp ñu daal ne yàlla ne ay wax iqra wa rattil ku nekk commencé jàng bismillahi rahmani rahim alhamdulilahi rabbil alamin qul a'udhu bi rabbin nas qul a'udhu bil falaq lixlaas falaa yëpp ñu ne la wàccal sa kër a ngi nii leen yéegaat ku dem nag mais dégg naa malaaka bi sax am na lu mu lay njëkk a laaj ci arab la koy laajee boo duggee si bàmmeel man rab boobu naan la koy waxee am na buñ lay dëkk man rabbuka bi waaw yàlla moom boobu dama koy répété fu ma toog ndeysaan man rabbuka waaw waaye nag man la Pape Cheikh dégg naa sax ci tooñ kooku ne ko la ma rabboon fàtte naa ko waaye xoolal fàtte baaxul jàng rek am solo bu la dara naqari loolu moom sa yaay dina la ko jàng macha allah incha allah Mame Fatou Ndoye moo ñu fekk si ci plateau bi pour ñu waxtaane lépp lu jëm ci wàllu tàggat yaram ma fàttaliwaat leen ni ñun lépp la ñuy waxtaane lépp loo xam ne ni soxal nañu muy politique muy société muy sport muy culture lépp loo xam ne ni dafay jëriñ moo tax ñu ne utile la ak agréable ci quartier général loolee dañu koy waxtaan ak yéen minuit jot na dëgg la waaye tey dañuy dem ba ca kanam tuuti Mamadou Ndiaye moom moo ñuy lijjanti lépp lu xew itam ci ca bitim réew te dafa ñëw wax ñu dafa am benn dëkk boo xamante ni bëri na ci dëkku Afrique yu mu am dafa am ñoo xam ne dañ leen sonal ñu tuddee leen ay albinos laata may waxtaan ak ñoom Adja Degen Chimère dina ci wax waaye d'abord Seyda dama bëggoon tuuti rek ci tënk comme temps bi duñu ko permettre lan moo tax ñun doomu aadama ñu gëm ay lii boo ko amee mën na jur lii mën nga def sacrifice bi pour nga am lii ba mu jaral la nga fekk albinos nga toroxal ko parce que yow yaa bëgg àddina lu tax yooyu am Afrique xëj na Sénégal fii sax ñu ngi sant gisuñu ko fi waaye dëkk Afrique yu bëri ba ci dëkk bi jeyna ba nar a dem bu ca kanamee ñu ngi gis ci information yi ñu Mamadou Mouhamed Ndiaye jox en Tanzanie xaw ma fan fi mu tollu tembe albinos yi dañoo sonn Salif Keita bi mu nekk xale li tax mu mucc dafa làkkatu ci taabalu marché donc yooyu yëpp bëgg naa nga wax ñu ci tuuti rek lu tax ñun ñu mel noonu ay boo reyee ginaar mën nga am lii boo jëlee cër bi mën nga def lii sacrifice bi boo ko defee mën nga am lii lu tax xanaa gëmatuñu yàlla ñu Pape waaw ñun suñu gëm yàlla nag dafa doy waar ndax xam nga nag ñun ay ceddo lañu diine ji yàggu fi noonu yàggu fee dugg te ba mu fi duggee itam maasewul d'accord te li ñu waroon a xam itam xamuñu ko ndax làkk bi làkku étranger la bi mu ñëwee dafa am rek lenn ci ñun ñu ko dégg ak ñenn ñoo xam ne dégguñu ko te li gën a garaaw ci àdduna mooy Pape Cheikh yàlla borom bi subhanahu wa taala nee na bàkkaar yëpp dinaa ko baal ba mu des bàkkaaru bokkaale te bokkaale li ci gën a garaaw mooy xërëmtu xërëm moom wasaniya yàlla du ko baal kenn mais xërëmtu ba mu jaral la ay sacrifice waaw loolu yëpp ci réer la yenn rek saa yi ñu gis ko faatu duñu gis yaram bi duñu gis bopp bi xam nga lan la loolu yëpp yooyu dañu koy gis fii Sénégal de loolu yëpp Pape Cheikh xam nga lu ko waral ñàkk gëm yàlla rek parce que boo gëmee ne qul lan yusibana ila ma kataballahu lana duñu gëm bu dul li nga xam ne moom la yàlla bind Pape est-ce que xam nga 40 jours sa biiru yaay lépp looy am ci àdduna keroog lañ koy bind lépp looy xañ bés bi ngay dund ba ngay dee ndax da ngay dem àjjana wala doo dem àjjana sax 40 jours ci la malaaka bi di ñëw bind ko ba pare moo tax yàlla ne daaga daw na foy ba wow na leneen amatul
lépp looy am ci àdduna foofu lañ koy binde ku gëmoon loolu nag di nga noppalu mais malheureusement ngëm gi moo des te ngëm gi li tere mu des mooy réer dafay samp ndëndëm te réer googu fekk xeexuñoo ak moom du ñu dem fenn. moo tax tey yaay ñu recevoir association nationale des albinos du Sénégal ñoom ñu ne nous les mères et futures mères pouvons changer la donne. luy sa xalaat ci loolu. waaw man dama ci kontaan parce que Bamba mi nekk fii xam na ni du gan ci man. am nañu ay jotaay yu bëri yoo xamante ne ci cause bi nga xam ne moom la ñuy défendre. albinos ñu leen di oowee puune ci réew mi. daanaka Sénégal mën nañu wax ci réew yi ñu gën a muccee. ci la ñu bokk. am na ay réew yu bëri yoo xamante ne jur fa doomu albinos rek fa la sa problème commencé. liñ ciy wone nag même soo duggee ci internet bi da ngay gis ay yu yéeme yoo xamante ne nekk ñu ngi koy def ci xeetu ay sacrifice yaa ngi sacrifice mais sacrifice humain. gëm ne que nangamu puune liiwu puune wala liiwu puune soo ko jëlee def ko nii daf lay jox pouvoir wala nangam ba ñu leen di sacrifier. kon nag ñoom suñu toogee taxaw aussi ci cause jàppale bébé yi jàppale xale yi seen crème solaire yi cher na. yi ñuy jëfandikoo cher na cancer de la peau bi bëri na problème mu bët bi bëri na nga gis ñoom jug di taxaw di xeex. combat boo xamante ne ne sénégalais bu ne waroon nga ci taxaw waaye africain bu ne waroon nañ la dugal sa ruq mën a kan nga xam lan mooy puune ndax tamit du fatalité du fatalité ce n'est pas une fatalité kon nag maa ngi leen di gërëm di leen sant di kontaan ndax jotaay bi am nañ ko plusieurs fois man ak ñoom ci yeneen émission ba tey rek te da ngaa miin Bamba moo tax ma bëgg la bàyyi nga wax ak moom ñoom itam ndax passage bi rapidement la ñu koy def ñoom waaw bien sûr li ma leen di njëkk def mooy nuyu leen sargal leen fa tubaakalla macha allah xam naa ni moom Bamba nuyu naa la. fay naa la xam nga moom xam naa ni fu ñu ko fekk mu ngi ci cause bu noble. dama bëgg xam nee naa la ginnaaw quartier général moo xew. lépp loo xam ne bëgg nga lu siiw ci quartier général nga koy indi. seen jéego tànk yi nga xamante ne nekk def nañ ko ba fii tànku lan la Bamba. maa ngi lay sargal di sargal ñi nga àndal. jërëjëf Tata Degen maa ngi kontaan. bi ma la fekkee tey ci plateau bi di ñuy ñëpp ñi ma fi fekk di wax ne tey suñuy jéego fii ci quartier général ñun dañuy préparer benn journée mondiale boo xam ne Nations Unies gannaaw ba ñu demee ba gis ne naatable ne li nga xam ne mooy puune yi li ñuy daj ci Afrique metti na ñu ne léegi nañ leen jagleel benn journée mondiale boo xam ne dina tax autorités yi ak population yi ànd ak ñoom vraiment jàppal leen ba génne leen ci souffrance yi nga xam ne moom la ñuy dund. loolu nag le 13 juin la mais ñun comme en prélude dañu bëgg a organiser benn journée consultation gratuite bu ñuy def dimanche ci hôpital américain bu Grand Yoff bu ko defee lundi le 13 nag ñu soog a mën a dem Douta Seck mën fa def benn panel boo xam ne dañuy waxtaan ci yooyu invité nañ ci ñi nga xam ne am nañ ci xam-xam seen xam-xam màcc ci muy docteurs yi muy société civile bi muy autorités yi pour ñu ñëw ñu waxtaan suñu biir mën a trouver ay solution ndax dañ bu ñuy woowee Sénégal pays de la teranga tey bu ñu demee ba di fi gis puune di feebar di am cancer di gaañu xale yoo xam ne di am ñetti at mënuñu dund seen waajur yi ñi nga xam ne dañu nekk en dehors de Dakar li ñuy dund ci ay jafe-jafe dafa metti te tey bu ñuy wax ne dañu teg PSE Sénégal programme Sénégal émergent ñun ñu ne tey dañuy wax ne un autre regard sur l'albinisme dans un programme Sénégal émergent ndax ki nga xam ne mooy son excellence le président de la République tey fi mu bëgg a yóbbu Sénégal dafa sori te kenn ku ci ne tey war ngaa mën ci taxaw dox ci sa pàcc loolu moo tax ñu ne tey ñun it vraiment suñu journée bi dañu bëgg ni nga xam ne ministère de la santé taxaw na ci tey pour jàppale ñu dañ ciy woo population bi woo ci autorité yëpp te gis nañu action yi nga xam ne sànq première dame def nañ ko gis nañ fi aussi ñi nga xam ne teew nañ ci plateau bi et maa ngi yónnee nuyoo docteur Massamba Gueye ni may kontaante di fekk Tata Degen ci plateau moom it noonu laay kontaan di ko fekk fii ndax day koo xam ne nit ñi dañuy jàng ci moom ak suñu oustaz bële ndax dafa am lu yàlla wax dafa ne kulukum raahun wa kulukum mas'ulun raxatihi kenn ku ci ne sàmm nga te kenn ku ci ne ba liggéey dina la laaj ci la nga daan sàmm man na boo gisee combat bi ma koy porté di ci ànd samay naataango yàlla dafa dogal ma am si ñaari doom di leen xeexal di ko xeex Sénégal di ko xeex ci biti te noonu nga koy waxee Tanzanie incha allah le 15 ñu ngi foofu ba le 19 di ngeen fa dem dinañ fa dem le 15 incha allah parce que loolu moo gën a métti ci actualité yi ñu Mamadou Ndiaye di jox sur le plan international on a aussi Alioune Ndiaye di international Mame Fatou Ndoye moo ñu ko indil ci wàllu tàggat yaram internationaux yi Mame Fatou on a vu que ñoom dañuy yëngu bu baax ci wàllu social et je reste convaincu que moom dina xaw a jaaxle sax ci yenn ñaawte fii am. Ouais, effectivement, je pense que ñoom ils sont très conscients des réalités de ce pays. Tout à fait. xam nañ lu fi xew la preuve léegi rek lañ ci doon waxtaan saa ñu jugee championnat
tout de suite Sénégal la ñuy ñëw ressourcé wu di nekk ak nit ñi dinañ gis d'ailleurs ay photos yoo xam ne moom mi ngi ci Ramadan bi di yëngu di joxe café yeeg yooyu donc je pense que c'est le genre de sujet qui l'interpelle te Pape Alioune Ndiaye lu tax ñu gën a rafetlu teewaayam aussi mooy ni que au-delà de l'aspect footballeur bi mu doon dafa nekk koo xam ne tamit xale bu am conscience la xale bu réfléchi la ba pare waxtaanam tamit am na solo donc ñu ngi koy nuyu aussi di ko dalal Pape Alioune ñu ngi lay nuyu. ñu bàyyi leen xam naa ngeen yeggali seen waxtaan balaa muy wax et puis ñu réglé ko micro je sais qu'il est sensible ci li ñuy waxtaane en tout cas yaay ñu gërëm Bamba mi ñëw bu baax mu ngi ànd ak Ousseynou Sène secrétaire général association nationale des albinos du Sénégal mu ngi ànd itam ak Adjaratou Fat Sarr Gaye présidente comité des femmes albinos du Sénégal et coordonnatrice de la région de Dakar xam naa ni yow bu doon sa sago ñoom ñëpp wax waaye temps bi du ko matale temps bi mayewu ko waaye li duuf ci nag yëpp xajalowul ci cin li defe naa dañuy daggati par ay pàcc di dugal defe naa docteur juumuma waaw juumoo man benn information laa leen di jox donc chaque année dama tàmmoon di génne benn album muy livre de contes illustrés pour les enfants en audio sax dañu koy am d'habitude CD ak clé yëpp d'habitude peut-être la bonne nouvelle que je leur donne c'est que bii di génn nii en fait histoire bi ma inventé ay albinos la ak ay seex lañ ay seex yu judd nekk albinos ñu sànni leen ci àll ba mais am na lu yàlla def ci ñoom ba bu dëkk bi tàkk ñoom ñoo ñëw ñu defaraat ko donc je pense que ñaari livres yooyu laa am en cours mais bi ma ci gën a intéressé mooy na seen xel dal depuis bi ñu tasee Bamba da nga am loo ma waxoon ma promettroon la ko donc le livre est chez l'éditeur mais bii di jëm ci xale yi bu soobee yàlla Sacré Jumelle sera consacré à l'albinisme sensibilisation et je rappelle que cette année livre yooyu ngay def dinañ ko xëccoo ak Radio France Internationale parce que d'habitude ñoom ñoo koy gën a jëfandikoo mais ren moom France du ñu ëppale ci ay œuvre docteur Massamba Gueye merci beaucoup Khadim je rappelle que Youssou Ndour mooy seen président d'honneur ñoom association bi yaay kontaan nañu lool ci ni ngay jàppale kuréel gi waaw sénégalais bu nekk dañu war a conscient ci lii ku ci nekk rek war nga ci taxaw nee naa léeg-léeg soo gisee ay albinos yoo xam ne dañ leen forcé daanaka ci mendicité nga taxaw ci feu rouge yi gis li nga xam ne noonu leen seen yaram bi mel ak tàngaay bi ak yooyu yëpp ku ci nekk daal war nañu gëstu bu baax a baax seen cause ñu jàpp ci defe naa ni li ma la wax rek li duuf ci nag wi xajul ci cin li waaye ñu ngi leen di sargal bu baax a baax di kontaan ci ñëw bi ñu ñëw ci QG léegi dootuma wax quartier général QG moo xew d'ailleurs mooy hashtag bi ci Facebook Twitter ak lépp lu ci ne je rappelle que Cheikh Ndiaye Cheikh yi nekk service internet bu Futur Média ñoom ñëpp ñu ngi ci bopp ba tey voilà Cheikh Fall Cheikh Ndiaye dañoo bari nag service boobu si télé bi Cheikh Ndiaye Cheikh Fall Cheikh Sarr ñoom ñëpp Cheikh la ñu YouTube Facebook voilà Twitter, YouTube Snapchat, Facebook application GFM et vous voilà Pape Cheikh ñoom ñëpp ñi ngi réagir nag suñu internautes yi mais malheureusement je sais que temps bi du fi xaj tout à voilà fait. alors dañ koy leb rek ba beneen yoon. T'inquiète pas voilà en tout cas mën ngeen continuer ak ñun ci réseaux sociaux yooyu la ñu ngi gërëm bu baax association des albinos du Sénégal ñu jàll ci Mame Fatou Ndoye ak li mu ñëndil ci tàggat yaram li ñuy wàcc tamit te mu des bokk na ci xam ak xam leeg docteur Massamba Gueye par la force dañ ciy ñëw laataa ñuy tëddi balaa xëdd it Adjaratou Mati daf ñu demal ci marché bi laataa ñuy xëdd Dieynaba Seydou Ba dinañu yóbbu fi nga xamee ni mooy Burkina Faso laataa ñuy xëdd Mado dinañu yóbbu ci bien-être laataa ñuy xëdd it oustaz Pape Anne ginnaaw naa fi la ba noppi dina dellu si waat ci plateau bi laataa ñuy xëdd ay damu bàyyi dinañu woye laat ndax boobu ba tey moo ngi ci plateau bi sinon ñu bàyyi leen ak Mame Fatou commencé nañu coupe d'Europe beeg yooyu yëpp bëgg nañ ci am quelques informations rapidement. merci Pape Cheikh donc ni nga ko waxee tey le événement bi nga xamante ni pratiquement moo nar a animé été bi commencé donc muy événement sportif bu mag dinaa ci commenter tuuti ak sama gan di Pape Alioune Ndiaye muy Euro bi donc tey la ubbi France ak Roumanie ñoo doon daje donc France moo mujj gagné ci ñaari bal ci benn match boo xam ne nag match bu neex la woon match bu xaw a am suspense ndax France bi mu desee benn minute ci temps additionnel bi maanaam la mujj donc dugal bi bu rafet sax bu Payet donc ma laaj juste sama gan Pape Alioune moom xam naa ni seetaan na match bi nan nga dundee France Roumanie te yaakaar naa ni ci Roumanie am nga fa sa benn coéquipier. waaw am naa ci sama benn coéquipier koo xam ne man ak moom ñoo bokk club tey suba rek maa ngi koy envoyé message di ko tooñ naan ko su leen France jàppee tey dara du day bon c'était juste pour tooñ ko mais je pense que voilà tey match boo xam ne yaakaar naa nag ñi ngi ko doon xaaree neneen peut-être aussi parce que début compétition la
on a senti deux équipes yoo xam ne surtout France je pense que dañu xawoon crispé tuuti mais c'est normal compétition boo xam ne ñu ngi ko doon préparer ay années donc c'est normal que tey premier jour bi automatisme yi du demee noonu mais je pense que dina nekk compétition bu neex parce que compétition bu relevé la bu am de très très grands joueurs donc je pense que y aura du spectacle. benn commentaire rek si joueur bu ñuy woowee Payet nga xam ne vraiment fi mu ne mën nañ ne mooy le sauveur de la France joueur bu extraordinaire la gis nañ bi mu dugal dinañ gis match bi léegi nii très rapidement am na 45 secondes mais c'est le genre de joueur yoo xam ne dañ lay inspirer yow par exemple soo gisee son parcours il vient d'avoir 30 ans mais il est en train d'exploser à West Ham l'équipe de France il la porte carrément yow nan nga gisee joueur bu mel ni Dimitri Payet. Après, pour moi, c'est une machine, c'est vraiment une machine. Je pense qu'aujourd'hui, il est au sommet de son art. En tout cas, ce soir, pour moi, c'était le meilleur joueur français. Et ce qui m'a marqué, moi, Migi Joy. Bon, c'était plein d'émotions. Bon, faut souligner aussi qu'il n'y a pas longtemps que d'un écarté on. Donc vraiment moom rek moo xam li mu traversé je pense que loolu moo ko jooyloo tey parce que tey voilà moom moo délivré tout un pays. Tout à fait merci Papa Lune ñu seetaan élément bi nga xam ne Mamadou Ndiaye defal nañu ko ci résumé France-Roumanie ñu dellu si waat ci plateau bi. France a fait le boulot. Une nouvelle fois le sauveur se nomme Payet. Alors que le match était fermé et semblait fini sur ce score d'1 but partout, un éclair de génie et une frappe somptueuse de l'homme du moment vient de nettoyer la lucarne de Tatarusanu. L'attaquant de West Ham libère les Bleus. Auparavant, à la 58e minute, sur une passe Dimitri Payet, Giroud ouvre le score de la tête, 1-0. À la 68e minute, la réplique romaine. Bogdogan trompe Loris sur penalty et égalise 1 but partout. La France s'impose 2-1 face à la Roumanie et débute son Euro 2016 par un succès. En attendant mercredi prochain face à l'Albanie, comptant pour le deuxième match du groupe. Voilà, c'est un match boo xamante ni suivre nañ ko d'ailleurs grâce ak équipe yu Radio Futur Média Mame Fatou. Voilà match bi nag bi ci topp xam naa mooy programme suba bi donc kii di comment dire Albanie dina dajeek Suisse ce sera 13h donc match bi Lens lañ koy joué groupe B bi tamit dinañu football suba donc Galles Pays de Galles war a affronter Slovaquie ce sera à 16h fële ca Bordeaux et puis l'Angleterre war a rencontrer Russie donc ce sera à Marseille muy nag match bu ñuy xaar match bu neex léegi nag ñu dellu si suñu gan ndax voilà am na solo mën nañ ne international sénégalais la yàgg na ci tanière bi mais depuis lors dañ doon laam-laame pourquoi Pape Alioune Ndiaye du jouer mu mel ni nag Aliou Cissé répondre na en partie ci interrogatoire boobu suspense boobu parce que ñu bëri ñu ngi la doon xaar mais balaa ñuy dellu si loolu nga wax ñu un peu ci sa jaar-jaar ak aussi délivrance boobu ñu titulariser le contre donc match bu mujj bi contre le Burundi ñu déglu portrait bi nga xam ne Marianne Siva Diop def na ko. 4 juin bi ñu génn ci la am lii di titularisation bu njëkk ci équipe nationale bu Sénégal Pape Alioune Ndiaye bokk ci ñi nga xam ni wane nañ seenu njàmbaarte pour Sénégal qualifié CAN 2017. pan comme ni ko jege ñaalee mi tàmm di woowee yàgg nañ ko woon ci tanière bi jamonoy Alain Giresse ba yegg ci Aliou Cissé léegoo léeg daanoon nañ ko teg remplaçant waaye itam léeg-léeg du gis sax turam ci feuille de match bi waaye terewul mu gëm boppam toog di xaar waxtoom. buñ ko laajaan sax daan na wax ni bëgg na jouer waaye du contester choix wu coach bi patience am jur tey titularisation bi ñu mën a tuddee récompense pour milieu wu terrain wu Osmanlispor. été 2015 la ak ci Turquie réussir intégration am mu jot a marqué fukki bi ak benn am ay passes décisives def fanweeri match ak ñett yoo xam ni fanweeri titulaire la ci mu di ay performance pour milieu terrain bile. donc Sénégal bile am ñaar fukki at ak juróom ñu ngi ko formé fële ci institut jàmbaar bu Mbour fa la jóge wutali Norvège ci club bii di Bodo Glimt en 2012 ci ñetti at yi mu fa def ñu fal ko fa meilleur joueur deuxième division norvégienne bokk na ci ñuy jouer seen partition pour club bi yeeg première division mu di ay performance yoo xamante ne bokk na ci li tax mu yegg tey Turquie mu ne xalaatul benn yoon yem ci bile stade ndax ñaan na yàlla yegg fu sori. bu ñu sukkandikoo ci jege ñaaleem yi bëri na ay sollicitation ci période mercato estival bi ñu toll waaye comme tungu ne du teew ñiy nataal du ñu def lu dul delloo ko kàddu gi ngir mu indi ci ay leeral.
voilà ñu ngi gërëm bu baax Marianne Siva Taïfine noonu lañ koy woowee Taïfine Marianne Taïfine merci beaucoup. Taïfine de kenn yebu ko. voilà je pense que mën na il peut répondre. waaw Papa Lune donc ñëpp di wax ni saison bi nga def Osmanli Sport dafa baax gars yi xaarewuñ la woon foofu ñu bëggoon xam nag ndax effectivement am na ay club yu mag yoo xam ne ñu ngi lay bëgg jëli ci mercato estival bi. waaw question boobu maa ngi ko doon xaar lu muy ñëw bëri na trop mais bon lan li ma mën wax foofu daal mooy que man ci saison bu métti laa jógee saison bu gudd bu yàgg donc là il y a 3 jours laa nekk en vacances donc li ma soxla daal instant yi mooy noppalu donc sama téléphone professionnel instant yi dama ko tourné donc pour noppalu quoi parce que tam bopp waaw da ciy baax bu baax donc am naa tey ñoo xam ne ñoom wàllu boobu ñoom ñoo koy gérer ñoom laay bàyyi ñoom tam ñu def seen liggéey parce que bugguma def liggéey jàmbur tam donc ñoom laay bàyyi wàllu boobu ñu toppatoo ko xam naa lu ci ruus rek waaw lu ci ruus rek dinañ ma yëgal waaw dinañ ma yëgal incha allah. mais Papa Lune est-ce que titularisation bi nga def contre Burundi ñëpp doon ko xaar réseaux sociaux yi moom ñëpp d'accord ni que tu as fait quand même une bonne performance xëy na xaaroon nañ peut-être plus mais li nga wone dal na xel est-ce que yow soulagement la woon parce que depuis loolu ñëpp ñu ngi naan Pape Alioune war nañ ko titulariser tey ëllëg gannaaw suba est-ce que loolu nekk woon pression ci sa bopp. non du woon pression parce que je pense que tey booy jouer au niveau li la war tout le temps mooy di pare bon après lu ma bëgg a rajouter par rapport à ça rek mooy je pense que tey être bon sur un match c'est facile. Après voilà sur la durée c'est une autre paire de manches. Maintenant voilà il y a pas de quoi s'enflammer loin de là d'ailleurs. Donc le chemin est encore très très long. Donc il va falloir continuer à travailler pour répondre présent ci échéance yi di ñëw. Équipe nationale nit ñi kontaan nañ parce que qualifié nañ mais xam naa ni li ñuy xaar waaw mais titularisation bi na ko sant Diao Baldé Keita bu beneen woon du ñëw de. Papa Lune looy tontu ci loolu. non du ma ko santé déjà parce que ñaanaluñ ko woon loolu footballeur moom je pense que loo koy ñaanal santé nga koy ñaanal. Je pense que tey c'est un groupe qui est là groupe bu soudé groupe boo xam ne y a de la qualité. Mais je pense pas que sama titularisation c'est par rapport à un X ou à un Y. et puis man toogaayu sama ñaari yaay yi ñoo ma neex c'est comme xale yu góor yi ci kër yi bu ñu desee daan football suñu yaay yeeg suñu jigéen yi tellement ça les intéresse pas donc ñi rek la ñuy xoolee. mais loolu man daf ma neex sama yaay bu ñu desee daan sport kër ga day mer parce que du seetaan télé bi. mais du yaay yëpp am na yaay yu bëgg football ah. mais am na yaay yu bëgg football bëriwuñu. vas-y tata dégg Seyda ñu ngi lay laal waaye man bëgg naa man damay suivre ba euro bi ni mu kiiwee gi man damay suivre man xaw ma yow foo toll mi man damay suivre. man daal comme man Bokandé rek laa xamoon nag. ak kii Alaaji Diouf. Alaaji Diouf wala daal bàyyi sa doom yooyu rek maa ngi koy xool rek li ñuy wax xaw ma si dara. ah dëgg la mais noonu la. c'est bien ça. donc peut-être ñu laaj ko ci équipe nationale bi qualifié nañ nit ñi kontaan nañu mais ñëpp xam nañ ni 2012 2015 traumatisme la boo xam ne dafa jàpp sénégalais yi maanaam def qualification yu brillante ñëw ba phase finale bi. yàlla voilà yàq carte gi daal yàqu ñu éliminé ñu premier tour. est-ce que am ngeen conscience ci attente public sénégalais bi. waaw am nañ ci conscience bu baax parce que déjà non seulement ay sénégalais lañ mais ñun ak gars yi ñoo dëkk. ñun ak gars yi ñooy toog di ataaya ñun ak gars yi ñooy defandoo lépp donc ñoom dañuy wax lu ñu xalaat ñun aussi ñu wax leen li ñu bëgg. bon lu ma bëgg a wax foofu mooy tey du ma toog fii bon tiimay gâteau gerte suukar yi tiim moom ma ne la dañuy dem fee jëli kaan bi. mais lu ma la mën a wax par rapport à ça mooy que vraiment am nañ conscience ci attente du peuple bi. et que ñun ay ay soldaaru Sénégal lañ. donc duñu teggi tànk benn yoon dinañu ñafe lu ñu mën pour incha allah andi ndam fii Sénégal. loolu daal mën naa ko wax. je pense qu'il reste encore yeneen yoo xamante ni préparé nga ko ak moom. koor gi rek laa ko bëggoon laaj ñu tëjee ko. quand même koor gi noo ko dundee gis nañ ni que yaa ngi ci koñ bi jàmmalaay di def un peu café Touba di def. yaa gis nga mu ngi def social. waaw yaakaar naa lii dafa am solo de. am solo waaw. waaw parce que tey je pense que
bon comme ni ma ko waxee woon sànq ay sénégalais lañ. tey du rek tey peut-être parfois joxe benn enveloppe et puis après toog sa kër. je pense que tey il est important ñu génn ci kër gi wàcc sur le terrain parfois. parfois bu ñuy dawal oto yi ñu wàccee vitre tintin yi. xam nga génn saafonte ak nit ñi. en tout cas ñun si loolu la ñuy dox. parce que je pense que tey équipe nationale du Sénégal vitrine la. te tey nit yi pour ñu bëgg la pour ñu yëg la il faut ñu lay gis moo tax saa yu ñu amee jot daal ñu nag ñu ngi ci gaay yi bon ma profité ci occasion bi di nuyu sama gaay waa penc mi ñoom ñoo mettre en place lii yëpp waa QG voilà parce que les quartiers bu ne am na QG waaw Pape Cheikh waaw yaay joxe ndogu yomb na waaye est-ce que bu ngeen di football di ngeen woor waaw loolu sama bopp laay waxal man de du ma woor restez sur le plateau yaay li nga ko laaj fort na de lii de la xale yi naan xanaa neex sama yaay rek ci Seyda. mais est-ce que boo woo yaay doyoo bay des mën nga fay. doyoo bay des de. est-ce que di nga fay. ko ndax dina woor d'abord. non du ma woor parce que tey voilà man lu ma sam bopp laay waxal. parce que tey je pense que il est très très dangereux ngay def sport de haut niveau bëgg ko boole ak woor. mënul nekk mais di nga fay après quand même. waaw mais fayonteeg yàlla moom dina dinañ jéem daal. dinañ jéem en tant que doomu jullit moo tax may wax. waaw dinañ jéem et c'est bien ni mu répondre nii. dafay rejoindre un peu li may wax bërki démb ni ñun dañu xaw a am docteur Massamba Gueye nga baal ma ci kàddu bu may génne dafa am benn xeetu hypocrisie boo xam ne dafa am fii ñaare di nga gis ku naan lii baaxul fekk moom ma nga ca. Seyda xam na ne. waaw tontu li mu tontu nii. bu waxoon bu waxul woon dëgg. Seyda xam na ne loolu moo yées bañ a woor. waaw ci jullit ñàkk wax dëgg. gis nga nit ñi buñ xamoon ci wax safaanu dëgg. ni mu grawee ci jullit. tey jii plateau bi Seyda daf ko jox léegi avant muy dugg leçon. ne bu ñi nga toogal bu ñu rëy. ba nga wax lu dul dëgg parce que waxuloo sa bopp. tey jii man wallaay yaay. donte dinaa ko yedd ci ñàkk woor. dama ko gën a respecté moom. ci respect bu ma ko xameloon. parce que gis nga xamul tax nit di fen. baal leen ma ci wax ji. wax ngir yëkkati sa bopp wala wax ngir yëkkati ñi ki ngay waxal. loolu rek a tax nit di wax safaanu dëgg. te yow wóoroo ñi ngi naan loolu du yoon. léegi nag yow wóoroo ba pare nga am ci bàkkaar boo xam ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam daf ne ku ko def Seyda da ngay yeesluwaat. waaye loolu dafa doy waar. wallaay dafa doy waar. nit ñi lu mënti am daal man daal naw naa la tey. parce que wax nga dëgg nawoon naa la nag ci terrain bi. waaw waaye gën naa laa gën nga koo naw bu leen kenn wax ne da ngeen di indi coupe bi. Sénégal nan bàyyi cin li bax Sénégal équipe nationale cin du fi bax ñu bëgg koo yàq nan bàyyi xale yi ñu nooy def seen carrière may leen 4 ans 5 ans ñu nekk groupe bu am doole waaw nañ leen bàyyi ñu am expérience groupe 5 6 ans. très bien boxuma la coupe d'Afrique mais dinañu indil coupe du monde bu ñu leen ko mayee nañ leen bàyyi ñu noy te ñu bàyyi liggéey équipe nationale bi. waaw waaye nañ dimbale gone yi ñu am ndam ñi dañoo mérite am coupe. wallaahi dañ ko mérite coupe bi ñun sax dañ ko soxla à propos de koor gi docteur Yaay ak Seyda ak xale yi am na dëkk boo xamante ni dégg naa 3 heures de temps dong la ñuy woor samay xale ngeen samay rakk ngeen n'est-ce pas. Mouhamed Ndiaye moom maa ngi moom bokk génération ndax fa ma bàyyi sama marakis kër Kumba dégg naa saa yi ma fàttee marakis moom lay sol doxantu kon man ak moom ñoo bokk mbuus dégg naa am na dëkk boo xamante ni 3 heures de temps dong la ñuy woor Mamadou Mouhamed Ndiaye mi nga xam ne nag mooy lijjanti li xew bitim réew moo ñu ko wax di nga ñu wax itam ci Mouhamed Ali moom dafa tuuboon dégg naa tey la ñu ko denc mu ngi génn àddina àjjuma bële tey ñu denc ko loolu bëgg naa nga ñëwaat ci mais d'abord dëkk bi nga xam ni 3 heures de temps dong la ñuy woor Mamadou Ndiaye. waaw Pape Cheikh maa leen nuyu di nuyu ñi nekk ci plateau bi ñëpp di wax ni bi altine bi ñu génn talaata bi dama fi bàyyiwoon benn question boo xamante ni vraiment ba léegi ñu ngi may demander réponse bi mooy xam nga actuellement Europe 22h30 la ñuy commencé woor ba 3h du matin waa Suède wala ak Russie mooy Saint-Pétersbourg ñoom presque soleil bi yëpp la ñuy am journée bi yëpp xam naa yaa Seyda dinañu tontu ñoom lan la ci l'islam wax parce que loolu la ñuy demandé depuis boobu ñoom ñi nga xamante ni dañu war a woor ñoom di am soleil bi yëpp boobu la ñuy wax sax dañuy am soleil yu minuit foofu de duma fa dem fi ñuy woore 3 heures de temps nag fa laa bëgg a dem vacances
man yaa 2 ans fa la ma fekk koor gi. waaye dama daal di takk samay bagages rek. mooy temps yi nga jeexee c'est vrai. mooy bi kaaw kontaanee ci man rek. léegi moom nee na régime. gis nga dañ doon toog ba minuit. non est-ce que moom mos na fa dem man kii la woon Oslo la ma fekkoon. joué naa 3 ans et demi Norvège. Norvège xam naa bu baax li muy wax. xam nga Norvège foofu nag sax laa nekkoon Oslo. mais dañu toog ba minuit dama yéemu ci yàlla. ma jékki-jékki ubbi fenêtre bi xool gis muy minuit xamatuma midi laa nekk xaw ma minuit. xam nga dama neex comme ki ma nekkaloon Umu Salaam Gambien la. ma woo ko. mu ne ma yii minuit moo jot dee soxna Fatou Bin. ñoom Fatou Bin lan may wax. ma ne ko léegi nag mu ne ma dangay koor gi dafay continuer ba tey. léegi nag dafa am temps boo xam ne itam 6 heures de temps rek la ñuy woor. ñoom nag ndeysaan dañ ci am jom dañ lay wax ne comme ñun dañ doon woor 4 heures de temps 5 heures de temps. temps bi changé léegi ñuy woor 12 heures dañ koy jaamoo suñu borom. macha allah parce que am nañu 2 heures yoo xam ne ci la ñuy xëdd même daaw ba Italie Paris yooyu yëpp ay 23 heures la ñuy dog 3 heures du matin ñu julli fajar jàppaat. léegi dañuy wax ñooñu dañuy continuer koor googu. problème bi kay mooy yow mi jóge fii. dem foofu te yónnee yàlla wax ne faman kaana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. kon maa ngi doog a xam lu tax yaay bëgg ay Dubaï ak ay Arabie Saoudite ak yaay jamais Norvège. sa tournée yeeg yëpp def nga tournée nga Amérique tournée nga Dubaï tournée nga dëkk yëpp lu tax nga dem yaay ci dëkk yooyu. waaw déedéet xam nga sama seex daf ma jot a ñamal lii ma wax nii nettal na ma ko ba pare. mais Adja Dégène su fa defe naa sama doom ji dina xam loolu. dëkk boobu nag jar naa dem ñàkk faa dem wóorul. gis nga man lex yi dara indiwu ko bu du fromage bu ñu may yónnee ñëw dama am sama Pape Cheikh ma nettal la dama am sama ay xaritu Gambien yu fa nekk ñu ne ma soxna Fatou Bin gis nga ñun bu ñu génnee àdduna fii la ñu ñoo denc ma ne ko ndax lan mu ne xam nga meew mi ak glace gi dañu kaa tuur moo sedda di wal di ñëw ci sën yi suuf si dafay neex kon léegi bu fekkee ne génn nga àdduna bu la fi suulee da ngaa am meew ak glace moo gën a wóor nga dem Afrique xawlal àllu Gambie booba bu ñu la fi suulee ndox amul mu du taw xeer yi mette moo tax fii nag bu la fi suulee soow mi meew mi dafa bëri ñu ko tuur ci suuf. Jeena ba di fa def pendant weeru koor gi micro bi. du ma fa dem de bu nekkee kooru Sénégal moom mooy poser problème. rawatina nu tudd ci sax. Norvège bu nekkee fii moom woor bi rek man ci man problème la damay loof. nga loof voilà. kon di nga ñëw Burkina Faso bu ci kanam. incha allah contraire beneen dëkk yi mooy fële dëkk bi ñu tudd Oman. dafa am benn village bu tudd Wikaan. village mu ne à 150 kilomètres capitale bi Mascate. boo ñoom nag 3 heures de temps rek la. waaw ñoom 3 heures de temps la ñuy woor. parce que ñoom dañoo kawe. te jant bi dafay teel a kii. man dafay teel a dugg foofu maanaam 11h la ñuy commencé ba 13h ñu dog. yàlla moom li mu wax dafa leer. min tuluu'il fajri ilaa ghuruubi shams. fi ñuy jàppee daal. mooy fu jant bi fajar gi xare. bu sowee dogal kon ñoom fi mu nekk seen sens la. mais Mado yow ku la fa yóbbu nga dem ci weeru kooru déwén bi parce que dégg naa TFM dafay waajee bi antenne. ban bu ñetti at bu 3h bi. fi ñuy woowee itam waaw man kay fi mu ne nii dékk boobu moo ma gënal bu Fuuta bi ma bokk sax ndax naaj bi tàng na lool léeg-léeg ma jëloon nen rek teg maanaam ci ban bi noonu rek teg mu ñor waaye bu ñetti heures yi moo ma gënal taar kaala. kon déwén fa ngay dem fa ngay woor. waaw jaral na ma ko bu dee bu bii la parce que yow da ngaa mën a naxe baay. non bii dëgg la. allez Mouhamed Ali est-ce que mën nañ ñëw ci moom denc nañ ko tey. ci dëkk bu ñu naan Louisville. waaw Louisville moom Amérique yëpp rendre nañu hommage ki nga xamante ni moo nekkoon légende boxe fële ca États-Unis ñoom nag seet nañu ay stars yu bari ñëw nañ teew ko président turc bi ñëwoon na di Erdogan. ay ñoom Will Smith ñoo xamante ni ay joueurs kat film ni ñoom ñëpp rendre nañ hommage kii di Mouhamed Ali mu nekk koo xamante ni ku ñu fàtte la ci boxe moom nga xamante ni maladie bi mu amoon mi ngi ko daaneel depuis 1984 32 ans après ñu dem ci élément bi te ñëw Pape Cheikh. doju Mouhamed Ali tàmbali ci aljuma ji moom mi nekkoon fi boxeur bu mag ñu nar koo jébal borom bu juróom-benni waxtu ci ngoon jotee ca dëkk bee mu fekk baax di Louisville. lu toll nag ci fanweeri junni doomu aadama ña ngi leen di xaar ci stade ba nekk ca palais des sports ba. ay kilifa yu mag nag danañ teewee mbir yooyu bokk ci ñoom ka jiite woon l'Amérique di Bill Clinton moom sax moom moo nar a delloo ndukkal kii di Mouhamed Ali ci benn jukki bu mu fa nar a amal
am na it ay acteurs cinéma yu siiw bokk ci Billy Crystal ak Will Smith moomu sax moom it am na rek benn interprétation bu mu def ca stade ba nit ñi daal di koy rafetlu am na it ay junni doomu aadama jóge fu nekk ci àdduna bi nekkoon ay soppe yi Mouhamed Ali nar a teew foofa ñii jóge ca République démocratique du Congo ñii ca Pakistan ca Turquie bokk ca ñoom njiital réewum Turquie sax di Recep Tayyip Erdogan ak tamit buuru Jordanie di roi Abdallah moom it dina teewee rek dëju Mouhamed Ali boobu nekkoon jullit bu mag. champion bu mag bi di George Foreman nga xamante ni Mouhamed Ali duma woon na ko duma yu métti ci atum 1974 ca Zaïre nekk léegi Congo moom it dana teewee yu ni mel. ci ay témoignages yu mu def di seede nee na Mouhamed Ali ba ne daje bés boobu moom amoon na doole wante Mouhamed Ali moo ko mënoon mu mel ni kon fanweeri junni ticket yi nga xamante ni joxe nañ ko foofa ñëw na lool ci limu doomu aadama yi nekk ci Louisville bëggoon na rek fekkee delloo ndukkal gi ñu bëgg a delloo ndukkal moom Mouhamed Ali nekkoon boxeur bu mag nekk tamit koo xamante ni ci li mu fi bàyyi ci njàngale mucc na ayib. voilà mu ngoog Mouhamed Ali kon mujj nañu ko denc ci dëkkam boobu la di Louisville man dëkk boobu lu tax muy intéressé moom bi ma demee Amérique damaa laajte ñu ne ma seen ginaar yu saf yooyu ñuy saaf fa lañ ko créé xaw ma lan ci kër. effectivement xaw ma fële ci KFC. KFC bu ay bàyyi publicité KFC dañuy waaj ñëw Sénégal nga leen di may promotion Dieng regarde donc c'est ça Mouhamed Ali en tout cas icône la woon. waaye icône la woon tey bindkat bi di journaliste boo xamante ni bu ñu ràññeeku la fii ci Sénégal tey bind na ci benn à la volée mooy bindam yooyu muy def noonu yu am solo. tuddee ko le dernier salut d'une Amérique hypocrite. maanaam Mouhamed Ali li mu doon représenté yëpp moom nee na Amérique suulul nit ki. mais histoire la suul. mu ne Martin Luther King mi ngi doon wax I have a dream. mais Ali était un rêve incarné. voilà Mame Fatou bëgg nga ci wax dara. bëgg naa wax si un peu Mouhamed Ali parce que koo xam ne la icône la t'imagines moom bu muy def boxe c'était dans les années 70. tey on est en 2016. te pourtant ba tey ñun représenté na dara pour ñun. ndax ci wax ji ak cause yi mu doon défendre je pense que quelqu'un boo xam ne la défendre na la cause noire mais wane na ni tamit nit boo nekkee ci environnement bu hostile war nga mën a génn ci li nga xam ne mooy confort parce que bi muy gagné titre de champion des poids lourds bu ko neexoon mu intégrer le système bi nga xam ne ça lui facilite la vie mais il a refusé jeter médaille am loolu am na solo day wane ni que des fois nit ki boo gëmee dara nekk ci rek même bu dee ñëpp la contre fi mu ne ñëpp ngi koy sargal di ko delloowaat njukkal mais parce que ba mu méttee dafa xeex gëm li mu gëm tey moo ko may lii donc référence contexte bi ak jamono fii àdduna toll ak bi ñenn ñi am ci diine l'islam moom Mouhamed Ali nekk icône ba noppi tuuboon nekk jullit defe naa contexte bu doy waar. waaw li gën a doy waar parce que xam nga bi muy nekk champion olympique mi-lourd la ko nekkee. mais à 22 ans ñaar fukki at ak ñaar ci la tuubee. mais bi mu tuubee lu doy waar. dañ na ko da ngaa changer tour mu ne changé wu ma tour maa ngi soog a am tour ñu ne ko lu tax mu ne parce que Cassius Clay. turu jaam la boo xam ne dañoo forcer sama maam jëlee ko Afrique indi ko forcer ko tur donc man tur boobu jàpp ma ne sama tur la. turu jaam boobu laay dindi parce que buumu jaam laay dog wutal sama bopp tur bi ma neex muy Muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaye nag teg ca Ali. te ku ne xam nga li Ali di tekki ci taarixu yonent bi. donc il faut que nit ñi xam que Muhammad Ali. heureusement que benn sportif ngi nii suñ doom a ngi toog. suñ jarbaat. il faut ñu xam que activité sportive. daf pour mu jox la tur yomb na mais pour mu jox la gloire ay titre moo la koy jox mais pour mu def la icône da ngay def lien entre sa pratique sportive ak sa investissement social mais surtout nga véhiculer benn image ak benn valeur idéologique donc Mouhamed Ali ñett yooyu la woon dafa fekk nit ku ñuul muy sonn noir yi mu doon xeexal lu tax noir yi daaw ñu leen supporter parce que ay oncle Tom la ñu woon loolu la Franck Fanon tuddee woon peau noire masque blanc maanaam nit koo xam ne deret dafa ñuul waaye dafa mel ne noix de coco gis nga coco da nga koy xool defe ne dafa ñuul waaye boo ko xaree lu weex ngay fekk ci biir mooy nit ñi nga xam ne der bu ñuul lañ am waaye boo xaree seen xol yi tubaab nga ciy fekk voilà jërëjëf loolu defe naa am na solo ci Mouhamed Ali ñu fàttaliwaat leen ni pàcc bi mujj bi dañ ciy dugg nag léegi bu ca kanamee dinañu yóbbu Adja Degen Chimère Babou dëkkam ba mais dina bàyyi dëkk ajot Fat Sam mi ko sopp lool ñu dégg ko imam wallahi ndaxte kii
kii di Aïda Moubaye mu ngi wàcc moom itam mën nañ koo xool tuuti mu ngi ñuy waajal pour li ñuy tëjee tey guddi gi Seyda Fat Bintou itam nañ ko yóbbu mais dina bàyyi ndax dëkkam la waaye Adjaratou Mati Dieng dinañu yóbbu ci marché bi pour ñu xoolaat diggante jën ak ginaar bu ci gën a yomb ak naka la marché bi tëddee Mado itam waajal ñu lu am solo ci wàllu bien-être ak saabu boo xamante ni xam naa ni bu nu ko sangoo mën na baax suñu yaram mais d'abord dama bëgg jeena ba Seydou Ba nga yóbbu ñu dëkk buñ naan Burkina Faso. Burkina Faso la ñuy dem mais laataa ñuy dem Burkina Faso Pape am na DRH groupe Futur Média xam nga sama papa moom télé la bëgg. moom jàpp naa ne moom mooy DRH groupe Futur Média. waaw léegi nee na Denver ñoom ñu ngi fay woor 16 heures de temps. 16 heures de temps waaw donc 4 heures du matin jusqu'à 20h30 la ñuy woor. kon papa maman maa ngi leen di nuyu yéen nga xamante ne TFM ngeen safoo. ñu dem nag Burkina jóge Denver dem Burkina Faso Burkina Faso bi paase ba ñu fa demee dem nañu de wax nañu lu jëm ci Mossi bo nekk peuple bu gën a mag foofee ca Burkina Faso tey nag dañ leen indil Sénéfo waa Sénéfo boo leen déggee loolu moom mooy benn xeet bi nga xamante ni ñoom ñi ngi ci extrême ouest bu dëkk bi ñoom nag ña nga ca Mali ña nga ca Côte d'Ivoire waaye ñi ngi itamit Burkina Faso te la gën a fës ci waa Sénéfo mooy seen société caste yi ñoom ñoo fa gën a fës mel ni ay forgeron nga baal ma Massamba professeur munu ci wolof doo xam noo koy waxee voilà c'est ça mooy tëgg yi voilà forgeron yi tëgg lañu koy waxee ci wolof waaw tëgg yi baykat yi ak potier yi mooy xamoo li ñu koy waxee ay waa ji de baax na yow xamoo dara mooy ñi defar njaq yi ñoo jëlee bëgg defarkatu njaq ok ñi defar njaq yi ak ànd cuuraay yi voilà c'est ça ñi defar njaq yi ak ànd cuuraay yi kon ñoom ñooy potier ñoom ñoo fa nekk kon Sénéfo nag dama ci gaaw ndaxte temps bi daf ñoo xocc nekk na peuple bi nga xamante ni lu toll ci 2 millions 500 kon Sénéfo la ñu mën a nemmeeku ci Afrique sowu jant yëpp te lu gën a intéressant ci seen communauté mooy ñetti société la ñu pàcc seen bopp ku ci nekk ak la ngay def mais tey dañoo tànn waxtaanee lu jëm ci Poro boo dëggee Poro nag moom mooy société secrète bi nga xamante ni góor yi daanaka ñoom ñoo ko moom góor yi ñoo ko moom parce que ñoom ñooy généralement dugal lël ñii di xale yi te c'est obligatoire te tous les 7 ans la ñuy rek organiser li nga xamante ni moom mooy loolu waa Poro nag lan mooy seen mission ca Burkina Faso ca Sénégal ñu koy tuddee sax Sénéfo gëmmentu moom a jàpp kon liy seen liggéey mooy ñoom ñooy nekk ci diggante monde vivant ak ancêtres yi maanaam li nga xamante ne dañ koy gis ak lu ñu ko gis ñoom ñooy nekk ci diggante ñaari monde yooyu noonu te société boobu ñoom ñooy maintenir lépp lu jëm ci tradition religieuse ak cérémonie traditionnelle waaye tamit ñoom ñooy def li nga xamante ni moom mooy maintien de l'ordre dans les villages foofee ca Sénéfo leneen lu gën a fës itamit ci kon waa Sénéfo moom mooy góor bu juddoo mala lay doon ñoom loolu la ñu jàpp góor bu juddoo mala lay doon léegi nag bu ñu ko initié ca Poro ci la ñu commencé nag nànk di changer statut bi Mouhamed Ndiaye waaw àggalil jeena ba te nee nga da ngaa gëmmentu non c'est que Mouhamed Ndiaye non waruñu ma teg ci kanam wetu Mouhamed Ndiaye parce que dama ko xam da nga mel ni ku toog ak invisible man looloo mooy may jàmm ci moom Sénéfo yi wax naa ko góor ñi bu ñu juddoo ay mala la ñu doon kon nag ñoom ñoo koy fabriqué Mouhamed bàyyi ma lire normalement quand même yow da nga bokk ci Sénéfo yi te mala la ñu c'est grave ça bien sûr bon on va passer un peu ci loolu waxtaanee nag totem bi nga xamante ni moom mooy kalawo nag boo leen ko gisee moom mooy picc bi nga xamante ni ñu ngi koy wane à l'écran picc bi dama koy gis souvent ci yenn ci ay kër ak yooyu picc bi nag moom mooy l'oiseau primordial des Sénéfo moom mooy le protecteur par excellence Tafa Jong bu administration Tafa xam nga Tafa man ci bi nekk IGFM moom lay juróom joxu la picc bi je sais pas parce que yenn saa yi nga gis dara mu nuroog sa dëkkandoo wala sa mbokk wala sa rakk wala koo bokkal bureau man yenn saa yi maam yu ma gis mu jox ma Mado mais bii Tafa la ma jox man la jox voilà mais li dafa bokk ci aada Burkina Faso Sénéfo mais xoolal su ma ko décrire dina la jox ñeneen ci kër gi ndaxte ñoom segen la ñu koy wax biir bi dafa rëy ndaxte loolu moom mooy symbole fécondité ak fertilité moom mooy représenter prospérité parce que biir bi dafa rëy macha allah Daouda Diouf la may jox boobu yow mii la ma jox kon
kon picc boobu nag moom mit la ci Senufo bokk na nag ci 5 animaux yi nga xamante ni ñoom ñoo njëkk ñëw ci terre bi ñoom loolu lañ jàpp mu mel ni caméléon tortue serpent ak crocodile ñoom nag nee nañu picc bi nag moom mooy yóbbu ñi nga xam ne ñoom ñoo faatu seen ami moo leen yóbbu kon fa yàlla kalawoo nag nee nañu renforcer na ñetti notion yi nga xamante ni moom mooy caractériser bu baax a baax culture Senufo ba incha allah vendredi bi ñu dëgmal indiwaat yeneen xanaa xamoo ku lay seetaan du jarati muy xool télé documentaire yi parce que damay faral di dégg yenn ci ay nit ñu naan télé yi Sénégal du ñu def ay documentaire du ñu wane ay xam-xam mais on a tout dans quartier général mais bu ñu amoon assez de temps sax dinañ gën a xuus gën a détaillé wallaahi parce qu'il est presque 1h du matin jërëjëf Dieynaba Seydou Ba capitale Burkina Faso xam na ko Ouagadougou moi j'ai été là-bas je rappelle que dëkk la bu bëri valeur ah ban la Ouagadougou le contraire wagawul génn waaga dugg waaga génn d'accord merci man mil naa avenue Kwame Nkrumah avenue bu mag la boo xamante ni lépp fa la nekk la dernière fois maa ngi koy wax ci biir yeewu leen et puis ñoom dañ leen di woowee le pays des hommes intègres parce que dañu yaru boo wàccee ci aéroport bi loolu ngay gën a loolu mooy attirer sa attention yar gi ci waa Burkina Faso Fatim O elle a des origines yu Burkina Faso Cheikh Lo moom itam am na ay Bobo Dioula Solo jógee mais am na sax beneen élément bu ma bëggoon a indi par rapport un peu ak lan moo tax ñu bëgg bicyclette ak moto mais inshallah dina parce que waa ku ne Burkina Faso wax bicyclette Burkina Faso ku ko wax itam wax saabu ak bëgg seen bopp am na ay saabu yu bëri yoo xamante ni sénégalais yi ay dëkk yu mel ni Mali lañ koy jëlee wala ñu koy jëlee Burkina Faso mais am na saabu yu baax yoo xamante ni itam Mado bëgg naa nga ñëw ci tuuti. effectivement Pape Cheikh comme ni nga ko waxee saabu bi ma la indil nag ñu ngi ko duppee savon noir nag origine am boo ko déggee maanaam Maroc la fekk baax mu nekk nag waaw saabu boo xamante ne nag depuis des siècles soxna yi fa nekk dañ ko doon utiliser pour seen yaram effectivement wute na bi ñuy peesaloo Maroc muy ñëw Dakar parce que comme ni ma la ko waxee soxna Maroc yi ñoom dañ ko doon utiliser pour seen yaram dañ ko doon utiliser pour seen kanam parce que effet yu baax yu mu am donc boo ko déggee origine bi nag beauté bi ci nekk maanaam dafa am huile d'olive moom la nit yi xamul huile d'olive boobu moom moo lay jox couleur bi naka nañ koy defee dañu jël li nga xamante ne moom moo di huile d'olive jël doomu olive yi ñuul yi jàmb ko boole ko tuuti xorom nag bàyyi ay fan ba nga xamante ne war nañ ko mun a mélanger mu jox la lii bu la joxee lii nag tey moom nañu duppee li nga xamante ne moom moo di savon noir mu nekk benn savon boo xamante ne nag Pape Cheikh macha allah dafa naturel parce que ñun problème bi ñu am Sénégal mooy on a tendance di utiliser ay savon yi nga xamante ne nañ ma baal ci supermarché yi effectivement parce que yaram buñ koy wax dafa am benn pH bi ci nekk maanaam pH 5 buñ koy natt ci juróom la toll léegi pH boobu ñu nag bu ñu jëlee savon yi nga xamante ne moom la ñu utiliser ñoom seen taux de pH dafa yokku maanaam buñ koy natt mi ngi toll ci 14 maanaam fukk ak ñeent boo ci yokkee juróomi pH bu ñu am ñun bu yàggee dafay décaper suñu peau looloo tax ngay faral di gis makki di xaw a màgget parce que day ras seen peau day tiré te surtout les femmes yi nga xamante ne dañuy utiliser ay produits yoo xamante ne da leen di xeesal bu yàggee day yàq seen yaram ba tax na nag tey ñaral bi léegi nag pour dimbali soxna soosu nga xamante ne ñi ngi fi te am nañ saabu boo xamante ne bare na fi loolu kilo bi amaana sax ñi ngi koy jaayee junni waaye léegi dem na bay jar 2000 francs donc jéeg ji mun nañ ko utiliser mu dekk loo xamante ne dafa baax ci yaram comme ni ñu koy waxee léegi nag tànneef bi tamit dafa am solo parce que dafa am beneen bi ngay wax sànq am na yu ñuul yoo xamante ne malheureusement fii lay jógee wala comme ay Burkina wala yeneen dëkk mais léeg-léeg dañ koy rax buñ ko raxee aussi day yàq yaram ba rax buñ koy def sax di ngay gis léeg-léeg nit Pape Cheikh di ko sango waaye léeg-léeg aussi nit ki dina ko utiliser pour waañam kon saabu boobu ngay jël di ko utiliser pour sa waañ nga xamante ne dina déterger ba setal kon boo ko defee ci yaram safaan ba lay jógee donc safaan ba lay jox excuse-moi moo tax nag ñu indi savon bii nga xamante ne moom nañu duppee savon noir mu bare façon di digal nit yi mun nañ ko utiliser ndax dina defar seen yaram jërëjëf Mado je rappelle que mën ngeen amaat replay bi ci YouTube bi /TFM 1h08 du matin mooy doog a jot docteur Massamba Gueye mu ngi ñuy waajal xam ak xamle laataa ñuy jàll ci marché bi ak Ajaratu Mati Carter waa Sénégal ñoo far ñoo yónnee message nee ñu loolu xam naa fàtte woon naa ko sax docteur ni Baylaat sëñ Abdoulaye Mbacké recevoir woon na Mouhamed Ali ca Touba vers les années 87 89 ci même période oustaz Aliou Sall tase na ak moom ca Makka muy dem di julli ji voilà loolu information la boo xamante ni mu ngi jógee ci mouvement boobule tudd Sénégal ñoo far te lu am solo la baax na itam ñu fàttali ko Sénégal sëñ Jili itam am na lu mu ci wax ci moom Mouhamed Ali.
waaw xam nga Mohamed Ali moom dafa baax ñuy fàttali ni mu tuubee ndax ñiy tuub pour takk jabar ak ñiy tuub ngir am jëkkër. te bu paree ñu fooyee ko. parce que gis nga mbir bala nga ci dugg da nga koy xam. Mohamed Ali bi muy ñëw Sénégal c'est vrai que ñi ngi koy fàttaliku. mais sëñ Abdoulaye dafay koo xam ne li mu wax ba léegi Sénégalais yi comprendre guñ ko. Seyda xam ne li may wax. ndax xam-xamam. ak amoon gis-gis. maanaam kuy naxee doo ko jox loxo. sëñ Abdoulaye. daana wax ne nit bu toogee ci man te du wax dëgg. damay rus ndax li naan ma du dëgg damay defe ne moom mi ngi koy dégg. ni ma koy déggee man damay defe ne moom mi ngi koy dégg. kon le fait que Mohamed Ali ñëwoon fi. nañu comprendre que processus la boo xam ne mi ngi commencé woon 1956. bi intellectuel yi tasee fële ci Italie. fekk boobu 1900 déjà njëkk nañ tase États-Unis mu am moment boo xam ne dañ waxoon ne nit ku ñuul tekkiwut. nit ku ñuul amut ruu. nanu ñëw ngir def ci moom ruu. ndax bu dee mën a dem àjjana. macha allah moom bu mu ñëwaat noonu. dafa bëggoon a jëlaat contact ak fi nga xam ne fi lañ soqewoon maamam. yóbbu ko. mu ne naa dellusiwaat. tegaat ci sama tànk ngir mu mat. waaye bi mu ñëwee it daf ne damay dem Touba. macha allah. ndax dafa am koo xam ne def ne du ma dara. ñu ne ko lu tax doo dara. mu ne damaa bëggut a nekk dara ndax ki ma def dara ba ñu yëg ne man dara laa. ñu ne ko lan nga mu ne bu ma bëggee doon dara damay doon xaadimu rasul. macha allah damay doon mbindaanu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. kon Mohamed Ali bu ko bàyyi laa dalalee. tey ngeen fàttali ko. te ñuy jub màggal gu mag. dafay am solo. nit ñi xam ne jóg sol sa daal dem ci ñu baax ñi. dana tax nit baax. macha allah jërëjëf docteur Massamba Gueye Adja Degen Chimère Babou yaayu Baye Cheikh. kese jot naa yóbbante président Serigne Mboup. nee na maye na benn billet Makka. macha allah fa tabarakallah Baye Cheikh dañuy santaat yàlla rek julliwaat ci sang-sang yi mu di Seydina Mouhamed sallallahu alayhi wa sallam xam nga bi muy jug léegi dama la wax patriote la xam nga patriotisme li yëpp ci la bokk macha allah waaye Baye Cheikh nee naa quartier général bi mu juddoo yàggul waaye di nga fi indi lu ne jërëjëf incha allah man damay xalaat sax ñu am 100 ujaaj Seyda xam waaw damay ragal comme yow da ngay yóbbu waate damay ragal ñu am 100 ujaaj parce que yéene bi nga xam ne moom la nit ñi am la xam nga président Serigne bu ñu ngi koy gërëm di ñaan yàlla yokk mën-mënam fa tabakalla macha allah parce que tamit ki la wan yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kooku deselatu la dara Adja Fat Samb nag ñaan naa ko benn de wax ko mu ngi lay dégg yaayu seex yi Fat Samb yaayu seex yi ak imam Cheikh Tidiane Aliou Cissé imam Cheikh Tidiane Cissé nga xam ne bu ca kanamee lu fi soxna su tedd si way rek di ay demu bàyyi moom la ñu koy jagleel ma leen di fàttali ne amagum nañu lu toll ci ñetti billet Makka yoo xam ne billet Makka laa bëgg nga yóbbu donc 88 628 22 22 mooy numéro téléphone bi nga xam ne mën ngeen ci woote 24 heures sur 24 même bu fekkee jotu leen ñu ñun am nañu numéro yëpp ci écran bi dinañ ci tànn nombre bi ñu am ci ay billet Makka jox leen ko ñi bëgg a umra ji ñi bëgg a aji voilà donc ajot Fat Samb ñaan naa ko benn yow daal ku sa xel dat rek waaw sas ko billet ma woo ko waaw incha allah sas ko billet jërëjëf yaay rek ñemeel quartier général la toll noonu waaw jërëjëf émission baa ngoog quartier général la ñu ko tuddee ñu jàll ci marché bi ak Adjatou Mati Dieng Carter normalement heure bi ci la daan gunge auditeurs yi ci rajo Futur Média ci jooyu xol waaye nag docteur ndax mun naa ni ko amul yaay namp maam ci lii matinal nar a def tey waaw xam nga warugar wenn da caa warul morom ji warugar wenn da caa warul morom waaw loolu wala wax waaw daf ne warugar wenn waru ca morom ja te fi mu nekk nii génnagul groupe GFM kon dañuy jàpp ne sotti ci ak def ci la rek waaw kon baax na xam naa ni Alsaan du wax dara waaye ci ñi nga xam ne ñoom ñoo doon déglu docteur wax su ma ko xool ngeen ne du ma wax waxu xale Baye Cheikh ñi doon déglu ñu ngi seetaan te xanaa moo dàq lépp nag ñoom maa ngi leen di sargal baax a baax di leen bàyyi xel danaan leen budul àjjuma bi rek àjjuma bii di ñëw incha allah daañ ko taxaw bu ko defee ñu waxtaan ak ñoom dañuy ñëw ci li nga xam ne moo di marché bi di kontaan nag ci Serigne Mboup li mu def Baye Cheikh dañu naan dugguleet mais bu billet yi bare comme ni ma doon wax yaa Seyda rek mën naa nekk missionnaire miin nga foofu nag déedéet damay wan gaa yi yoon wi ay ñoom Sora Mansour ak yoon yeeg ñoom seen maanaam missionnaire ñoom seen Mouhamed lan la Baye Cheikh kon ñu dem ci marché bi ànd ak ñi nga xam ñoo di waa marché poisson bu Pikine ku ne xam ne ni jën dafay dugg di génn waaye am na saytu goo xam ne dañ koy saytu laata moo dugg ci marché bi kon ñu dem xoole leen dellu si waat ak waa régie
xanaa ñuy ñaan yàlla xaalis bu ñu ko jëndee dugg si alhamdulilahi rabbil alamin mu jël si sant yàlla bu baax a baax mais jën bi bari na mais seerul. kees gi ñaata nga koy jëndee. kees bu njëkk mu ngi doon jar juróom-benn junni juróom-ñaari junni léegi ñu ngi jëndee junneeg ñaar téeméer junneeg ñeenti téeméer junneeg juróom-benn téeméer bon ñu ngi sant yàlla. kon maman bénéfice bi bari na. waaw tane na de sant yàlla de moo gën bu njëkk bi. fan yii yéen a xew jën ak ginaar a xew. waaw lu ngeen wax. namuñu dara instant bi nii ak yuufu beeg lépp dañuy door muy daanu. mais yenn saa yi tamit dégg naa ngeen congelé jën ñetti fan bëgg ko jaay client yi. non central moo amul loolu moo amul fii quoi fii moom jën bi vétérinaire yaa ngi fii dañuy contrôler jën bi yëpp normal moom. kon jën yi dafa am ay vétérinaire yu fi ne. bien sûr dañ koy contrôler bala ngaa débarquer dañuy xool jën bi xam normal na wala normalu bu normalu dañuy arrêté sa oto. mbokk yi marché baa ngoogu kuy xalam nag di ca jaayu barke ba yaay borom ndax lépp la ñuy waxtaanee ma waxaat ko waaw ma waxaat ko rek. Pape Cheikh kon marché baa ngi noonu jën fi ñu toll nii comme ni ñu ngi ko doon xalaatee bu njëkk. yomb na ndax ku ne xam ne gis na ni ñi koy jaayee am na en gros am na détail. mais marché bi am na organisation tellement que yaakaar naa ni li ñu dal ci ndawali toujours rek. du ñu dal ci li nga xam ne moo di jën yi parce que ñu ngi koy contrôler et bu jógee ci mareyeurs yi xam nañ ni ñuy def ba mu yegsi ci marché mais ñi nga xam ne ñoo koy jaay di détaillants yi ñoo ngi koy yombalal bu baax a baax ñi nga xam ni ñoom ñoo nekk ci marché bi di ko faral di jënd. kon jën yaa ngi noonu. voilà ajuma bi di ñëw ñu xool leneen. incha allah marché baa ngoog marché neex nag neexul en tout cas Adjatou Carter def ñu ciy gindi bu baax keroog ba mu jógee Màkka maa ko doon taasul ca nganam nga loolu saa yu ma ko waxee docteur ba saa bëggee day ree ndax ba ma nee der yaay damaa ñëw ca xew ba géej waaye ne ko ajaamati noo sànne jabra ca mi nam waaw wallaay ci bees bi moom mu ne la nag tontu na ma lu garaaw keroog loo ma waxoon ba mu la ko waxee marché loo ko tontu xam nga Màkka booy dem da ngay tawaaf. waaw booy daw Safa ak Marwa da ngay dukki ma ne ko xanaa di dukki rek di dem di dikk. waaw waaye soxna Mati jigéen du dukki waaw da ngay dox nànk rek xam nga jigéen a waraloon inna safa wal marwata min sha'airillah loolu jigéen a taxoon yàlla jox ko kon yow góor ñi ne le sonn leen ndax yéen a ko tegoon waaye yow jigéen ji daagul nu mu la neexee man ndaw si man mi nga xam ne ndaw laa da koo yéen woon de waaw bu ko defee foo diggante lampe yu verte yooyu waaw góor ñi la waaye jigéen ñi dañoo war a dox ndànk rek masha Allah waaw xanaa soo ma yóbbu nga ren gid nga ren damaa bëgg a dellu kon defe naa comme yow da ngaa dukki woon il faut nga demaat dox waa léegi sas naa la ko yow yaag sa compagne yàlla yomb yàlla moo ma tere jël congé de nee naa leen sama doom dina am 100 billets wax 100 billets wallaahi soo ko su fekkente ni yeggul 100 dina fa jege de sa xol may na la ko wallaahi ndax fu mu nekk nii li ngay ut soxlawoo ci dara doomu aadama yi nga ko bëgg dox ñu dem yaa ngi dégg moo tax ma ne xol boobu ñemeel quartier général président yaa da nga bëgg ma xuus xuusal d'accord nee naa la Youssou dafa ñeme ba am lii kon ma xuus ñu xuusal mu ngoog bii moom ma ko loolu c'est bon à préciser dama ko wut rek pour yéen ñi nga xamante ni yéen a bëgg programme bi di quartier général internaute yi sax Zeyna nee na ma ñu ngi réagir ndax bëgg nañ ci biir mag waaw Pape Cheikh parce que ñoom it nee nañu ci émission bi la ñu bokk mënuñu jox ay billets mag ñi nga xamante ne ñoom ñooy woote ci téléphone bi di ko jox ñi nga xamante ne xëy na ñoom ñoo nekk ci plateau bi te ñoom bokkuñu si alors damay fàttaliwaat rek hashtag bi nga xamante ne moom ngeen di def pour ñu mën a gis seen i message muy QGTFM comme muy sur Twitter wala sur Facebook sinon on a aussi une page Facebook QGTFM Snapchat GFM Sénégal sinon mun ngeen gisaat lépp loo xamante ne vidéo la bu émission bi si YouTube /TFM ak suñu email nga xamante ne ñu ngi siy xaar seen i ay messages seen i ay commentaires ak seen i ay vidéo di quartier général @gfm.sn sànq ba léegi na gis ngeen ne am na ay messages ñu tànn muy jàll ci suuf écran bi continuer leen di ñu envoyer seen i ay messages ak seen i ay tweets dinañ leen tànn daal di leen jàllale rek tous les jours tout au long de l'émission 24 heures sur 24 même bu fekkee quartier général tàmbaliwul téléphone bi du tëj mën ngeen a woote bu dee bëgg ngeen ñu may leen ci billet màkk yi fi mu ne ñëpp a bëgg a dem donc nañu profité rek ci quartier général bi ci weeru koor gi diggante minuit jàpp 22 heures mais vendredi bi comme dafa exceptionnel week-end la ñu jëm moo tax ñu koy dem ba xëdd voilà dañuy dem ak yéen ba xëdd docteur Massamba Gueye la ñuy ñëw àndal nag di suñu kilifa ci xam ak xamle ñaare yenn saa yi ma tooñ ko ne ko docteur ñun kat bu ñu defee faute ci français dañuy rus waaye bu ñu defee faute ci suñu làkk par exemple wolof à la limite on est fier dégguma wolof bu baax wala ñu bind baatu wolof ni ñu ko bindee waruñu ko bindee mais dañ ciy kontaan sax te loolu du yoon ku ne ak li nga moom. waaw tubaab bi dafa ñëw ne ñu. du ngeen. waaw tubaab bi dafa ñëw du ngeen. table rase la fekk dama fekk Afrique dama fekk table boo xam ne am dëllut. du ngeen
kaay leen ma def leen. ne ku làkkul tubaab làkkoo tubaab munoo bind du ma la fay weeru dee. ñu dugg ci loolu ñun dugg ci loolu ba yaakaar ne sunu làkk yi boo ko làkkee da ngaa xeebu. léegi bu fekkee da ngaa bëgg a nekk nit ku am fulla da ngay làkk tubaab boo kon nag bu fekkente ne da nga ne dégguma wolof da ngaa bokk ci ñu sori ca tubaab ba. kon da ngaa bokk ci ñi gën moo tax dégguma pël. sama pël leerul sama wolof leerul sama séeréer leerul nit ku da koy wax defe ne day yëkkati boppam fekk mas ngaa gis ku gént di làkk-làkku jàmbur déedéet kon kay yow bu fekkente ne yuqamti ko mën naa yokk taxawaay waaye boo ci yàggee dellu si dëgg la boo taxawee nii nga jël sa tànk yi nga samp ko loolu mooy yu xamti ko dafa am ñu ma nettali comme man damay gëstu tout le temps damaa bëgg mag ñi am ko may nettali ne ma ba ci président Senghor bi mu demee ba màgget ba commencé naax ñu baal ma laata muy faatu séeréer rek la doon làkk. xam nga Senghor lu ko def président ci ginnaaw kàttanu yàlla ak dogalu yàlla Senghor dafa dem bay bëgg a bind ay recherche am ne dama koy def ci poésie séeréer ñëw ñu ne ko poésie séeréer taalifu séeréer yi boo ko bëggee am da ngay dugg ci àllu séeréer bi Senghor di def fu mu dégg mag mu mën a taalif mu dem fa ci ndeket bi muy wër noonu ci la gis ne nit ñi dañoo sonn mu gis ce qu'on appelle la misère du peuple mu ne lii man mënumaa nekk di jàng ba pare di ko wan ginnaaw Senghor misère boobu mu gis moom moo tax mu ñëw soobu ci politique kon dem doon gëstu cosaanam doon gëstu làkkam moom moo tax mu am conscience que ne moom du tubaab gis nga ko fi tubaab lu ba dem France ba dugg ci restaurant bañ na la salle nègre ci ngay xam yaay moom mii di football xam na ko dëgg la nekk ci stade débordé dugal bii ñëpp war a yuuxu ñu sànni la banaana dëgg la ne la doo ko fàttali la maa ñu yuuxu golo ne la doo ko keroog ci ngay xam ne bët li muy mën a gis boo ci génne lu ñuul dootu gis déedéet alxuraan bii ñuy fonk bible bii ñuy fonk ñi ko fonk ñëpp xam nañ ne lu ñuul lañ ci bind Pape Cheikh on ne peut pas écrire du noir sur du noir on ne peut pas écrire du blanc sur du blanc kenn du bind weex ci weex kenn du bind ñuul ci ñuul man daal yaay sama Léopold Sédar Senghor man personnellement comme sama première dame Michelle Obama la man sama Léopold Sédar Senghor docteur Massamba Gueye la waaw yow yaa ngi bëgg Seyda Mariam Sall ñëw waaw ba pare nga ne sa première dame Michelle Obama la am naa ci droit fii ba keroog muy ñëw quartier général Michelle Obama mooy sama première dame waaye ma fàttaliwaat leen sama première dame mën nañ koo wane tuuti waraat leen ma sama première dame tuuti ma barkeelu ci image sama première dame moom jàll na ci émission télé yëpp télé yi nekk États-Unis BBC oui yooyu yëpp jàll na fa dans toutes les émissions late night show nga xam ne late night show équivalent sam mooy quartier général fii ci Sénégal donc jàll na ci jotaay yëpp regardez sama première dame mu ngi nii Adjaratou Michel ñu ngi koy gërëm bu baax ñun daal Seyda Mariam Sall daal. Seyda Mariam moo gën a jub Seyda Michel. yow moo la saf. Adja Michel fu ma ne nii da nga bëgg tendance pour mu. dama koy tendance xam nga lu ci neex Adja Digène mi ngi koy wane muy jeexal deuxième mandat. waaw. te kii mi ngi ci premier mandat. doy na waar kon mi ngi koy gaat ngaal deuxième mandat. doy na waar daal kon yow xamoo sax fi ngay waxee. bu ñëwee am deuxième mandat parce que Michel dafa am deux mandats te kii mi ngi ci premier mandat. xam nga kon yow yaa ngi koy tëkkale ko am deuxième mandat. wallaahi xam nga sëñ Touba nee na yàlla na yàlla yokk leeram. amiin sëñ Touba nee na jullit bi luñ koy gaat ngaal ci lu baax. lu jombut jullit rek na ne amin. jullit bi. luñ koy gaat ngaal ci lu baax lu jombut jullit na ne amin. bàyyi laa daan wax ne teraanga yàlla wàcce nit rek a tax mu wàcce. wallaay nit a tax mu wàcce. bu fekkee da ngaa jàpp ne première dame mu toog fii teraanga la. yow teraanga boobu jomb la. kon da nga ko war a am. incha allah te ñi ci war a dox dinañ ci dox. bu soobee yàlla jaam ak pexem nag yàlla ak dogalam. su boobaa xam naa face to Mouhamed Ndiaye ak Seyda Mariam Sall foog ñu préparé ko bu baax parce que moom ni muy def moom su boobaa waxal ak moom balaa dara waaw dégg bu boobaa da ngay yore météo bi man ma ñëw yore face to face ñun ñooy wax ak moom te xam ñoom duñ ko wax dara lu ko naqari kuy def Mame Fatou Ndoye kon Mame Fatou Ndoye comme man Alaaj Diouf rek laa xam ak kii Henri Camara ñëw man moom bu ma ko defee du baax kon man daal nañ ma jox rek face to face ndax xam naa li ma koy laaj dara du ko ci Thierno Ndiaye la ñuy woo mu def réseaux sociaux yi waaw non Thierno kon nga am lu neex mu ngoog bu ñu jàllee ci xam ak xamle ma jàll ci baat yi nga xam ne ñu tànn nañu ko tey pour won ko docteur Massamba Gueye ci mbind mi dama bëggoon ñu won ma ko ci écran bi d'abord docteur Massamba Gueye su ma la nee ak
waaw nii lañ koy bindee. ndax a bu gudd la x nii lañ koy bindee nii. bokkul ak tey jii booy wax àq. q bi ngay jël rek waaye xam nga a bi dafa gudd. te boo tegalee ñaari a ak q. dafay gudd. léegi da ngay am a bi nga am accent. àq lii mooy dox ci liy dox ci diggante nit ak nit. yàlla du ca. bi ci topp comme ñu ngi ci weeru koor te jëm nañu ci heure boo xamante ni heure bu am solo la muy heure xëdd laa bind. waaw xëdd nii lañ koy bindee du KH. x bi moo lay jox x. waaw xeeb nii nga koy bindee xel nii nga koy bindee xelu nii nga koy bindee. xel li nii nga koy bindee. xàcc nii nga koy bindee. xeeb nii nga koy bindee xeebu nii nga koy bindee. xëdd nii nga koy bindee tréma tëj bi teg ci de muy xëdd. bi ci topp. dafa yore santu caméraman bu nekk fii di Mor Karmat. waaw Karmat mooy ki yeewu fekk ñu salaatu. retardataire. kooku dafa Karmat yenn saa yi bu dalee ab sekkeen day gëmmaat. d'accord waaw day yeewu gis jant bi rek xam ne xëdd nañ te moom xëddul yenn saa yi buy gëmmaat du ko tey ndax day bëgg a doon delluwaat ci guddi. dal na mooy dal sekkeen ak njaween bi mu génnee nekk. kër Gumba la dem Karmat fa. waaw gis nga Karmat nii lañ koy bindee mais amul e à la fin Pape. ñu bëri bu ñu ko doon bind tey. C la ñuy commencé. mais C ca la. d'accord kon K ngay def AR muy kar mat. baat bi ci topp ndogu la ñu bind. nuñ ko bindee waaw bii de moo ma gënal bi ma gis Dakar moom. ndax dañuy bind OU ci ginnaaw. bon ndogu noonu lañ koy bindee ci fan yu bëri. wolof U boo ko gisee rek mooy U. léegi ndogu nii lañ koy bindee. jàngale nga ko ba tey. waaw NO mooy 2 moo tax tubaab bi naan ay NDI. NDI dëgg la. waaw NDI waaw. loolu lépp xam nga pour lan la. ñoom kenn du leen lakkal tubaab bi. déet dañ ñoo maam Fatou mi Ndoy laa koy woowee. waaw moom xam na ci dara jàngee na fa. wal micro xam na ci dara. sama yaay nee na ma mais Pape Cheikh pourquoi mu lay wax Ndoy je te pose la question. parce que dafay toppatoo tubaab bi comme le docteur wax léegi. ak Mbengue. Mbengue NDI. mais Ndeye Fatou xam nga loolu man mës naa ci discuter ak ñoom parce que souvent dañuy waxtaan. ma ne leen yéen da ngeen ñoo yab. parce que gisaguma pape. boobu Jean Paul II moo fi nekk. yéen le pape ngeen di wax. dëgg la te temps yii Pape Sarr moo fi nekkoon. ñu naan Pape Sarr man la lu tax léegi ngeen di wax Pape Sarr. pour wane que yéen xam nga loolu pour lan la. pour wane que turu africain yi dañoo bizarre. waaw que c'est compliqué pour ñoom dañoo jege ay golo. yooyu lañ ñu bëgg a wan. man nag dama koy lànk ba tëdd ca naaj wa. wallaay nga mel ni man kon boo nee ma Stéphane. man lu tax ngay wax Stéphane. ba pare di wax Pape. waaw léegi yow nga am ay boulanger am Jean le Fou am Yves Lecoq. ba pare bëgg naan suñ tur yi rafetul. c'est vrai tabouret am nañu sant yëpp c'est vrai que Alioune man des fois bu ma déggee commentateurs yi ci sport bi Ndiaye la ñu lay woowee. waaw qu'est-ce que ça te fait ça te fait rien. Bon, ça me fait bizarre mais bon après on finit par s'adapter quoi. quand même t'as pas le choix. c'est-à-dire loolu effort la rek. ci commentateur yi am na ci koo xam ne Philippe Doucet. nekk Canal Doucet moom jaxate la lay wax. kuyaate la lay wax. Njaay la lay wax. tu sais pourquoi daw la lay wax. tu sais pourquoi parce que dafay liggéey ak ku mel ni Aboubacry Ba. mais dafa def ay gëstu aussi def ay effort yokk ci dafay am kër. fii lay vacances. Philippe Doucet est le plus africain des Français. d'accord gis nga affaire bi dafa am ñoo xam ne dañoo xam. am ñoo xam ne yedd yërëma ko gën. du ko xees rek rafet. dëgg la du ko xees rafet du ko xees muus. dof yaa nga fees France ne fa gadd. ñu leen di jàngal te duñ mokkal. dëgg la ñooñu la leen di yërëm. quand même. waaw. juste lu Mohamed wax mais juste effort la parce que ñun journalistes yi seen nom yi dañuy jéem a def ay effort pour jéem a prononcer ko joxe la bonne prononciation. ñoom duñ leen ci fekk ñu def loolu. loolu la rek loolu laa gis ni ñoom duñ def effort yi nga xam ne suñu santé normal ñu. ñoom pour ñoom waruñoo def effort déggoo li ma la wax. mais Pape yow Cheikh tubaab bi bi ñu fi ñëw di jël si jaam sax jëluñu ko feebar jëluñu ko wopp. mais justement loolu aussi c'est intéressant c'est vrai que est-ce que joueurs yi des fois warul tamit bu ñu leen di interviewer même si c'est hors caméra. ñu ne leen gars yi du nii la. parce que bu dee tubaab la mu wax loolu. si ah non je m'appelle monsieur le coq. ah Pape. c'est Philippe Tabouret s'il vous plaît. non c'est vrai man il m'arrive parfois bon comme booy joué doo dégg li commentateur waaw mais après boo toogee sa kër wala ñu lay wan ay image ngay dégg mais du n'importe quoi ngay dégg du n'importe après bon ça fait rire dalay reetaan loo rek après. mais li Mame Fatou wax aussi dëgg la am na benn joueur Liverpool. ñii ne Jordan Ibe ñii ne Jordan Ibe. mais moom moo précisé wax ni mu tudd. mais Philippe man par exemple. Ndiaye. même pas Ndiaye bi mais même yéen ñëpp
ñëpp Papa Alioune Ndiaye la ñuy wax alors que Papa Alioune Ndiaye la. kon nañ ko commencé par ñun. moom mi ngay commencé par ñun. exactement ça. donc merci ñu jàll ci beneen baat bi ak docteur Massamba Gueye muy dogu nii la ñu ko bindee. waaw da nga am léegi da nga indi woon léegi ndogu. waaw après nga am baat bu ko jege muy dogu. waaw xam nga il faut nit ñi xam. baatu ndogu fu mu jógee. mi ngi jógee ci dog. d'accord dog mooy nga dagg dara. maanaam da nga doon xiif. yàlla fekk sa xol di xiif nag. dafa fekk ngay xiif di naanoo nga téye sa bopp ci lu bëri ñu ne la nag jant bi sona. dog ko. d'accord léegi la ngay dogee nag. la ngay dogee. mooy dogu bi mooy sa ndogu. mooy ndogu bi. tàndarma ba nga njëkk a lekk. ndox ma nga njëkk a naan doomu suukar ba nga njëkk a sex moo tudd ndogu la ca topp léegi aw ñam la. d'accord la nga njëkk a dugal sa gémmiñ mooy ndogu waaye nag dañ ne bala ngaa àgg ci ndogu da ngay dogu. dëgg la dogu boo ko doon tekki ci tubaab tey mooy ku déterminé. maanaam ku farlu ci mbir am. taxaw ci mu am. tey mën ngaa dogu ne 100 billets yi laa bëgg. 100 billets màkk. te dogu naa ci de waaye nag boo ci dogoo. waaye boo ci dogoo pap boo ciy dogoo. waaw da nga ciy xar sa tànk tubéy xam nga luy xar sa tànk tubéy. mooy dox ba sa tànk tubéy di xotteeku. ndax ngir mbir ma am. d'accord. tey équipe nationale mënuñoo dogu ne danañ fi indi coupe bi. waaye mën na noonu dogu ne seen ñaq dana des ci terrain bi. macha allah bu njëkk ba nag danaan wax nit ñi ne. nit na dogu bu weeru koor di ñëw. na dogu. réew mi nag xam nga lu fi manqué. dogu ci jëf. waaye xam nga lu fi bëri. dogu ci wax. moo tax ci ndog rek lañ nekk. wallaay jërëjëf docteur Massamba Gueye. Mohamed Ndiaye waaw Massamba nag moom gis nga yow ni nga baaxee. waaye li ngay wax ci olof boo ko doon wax tuuti ci pulaar. cat dina il faut que ñun nga may ñu itam ñun pulaar bi ndax dañu bëgg ni Pape Cheikh di bindee ñun tamit ñu koy bindee. léegi xam nga nu may def. damay sas fi ma toog nii. waaw professeur Ibrahima Wane. waaw mi nga xam ne. waaw ma ngi ci université ñu bokk laboratoire. waaw pulaaram sellaani. man sama yaay pël la. waaye pël bu topp benn wolof bëgg ko muy sama baay. ba seey ci moom. yàlla leen yàlla xare àjjana. léegi nag pël yi nga xam ne ñu ngi may déglu di ay professeur comme man. nañ def pulaaral. ñii def séeréeral. ñii def joolaal. ñii def ñun nañ ko def. ndax buñ ko defee rek suñ ko deful man dinaa xaru jàng. loolu moom dañu koy dénk Seydou ci semaine bi ci quartier général. comme ça mu jàppale ñu ci bu soobee yàlla jërëjëf Seyda. son magique la ñuy jeexale boo ko tëjee rek ñu bàyyi ak Aïda mu bàyyi mu defal ñu lim ñu indil. son magique bi Pape. waaw comme ni ñu koy defee dafa am benn partie bu ñuy jël dégtal ko téléspectateurs yi. laaj ñi nga xam ne ñoo fi toog professeur nag nga mujjee wax. ndax moom dafa côtoyer artiste tellement bu ca noppee yow it na nga mujjee wax. waaw ñu njëkkee ak Pape Alioune Ndiaye laajal gars yi ñu jox ñu son bi ñu xool. d'accord ay te ñu déglu ko tuuti. non. loolu rek la waaye lii ci fan la bokk ci ban way la bokk. joxaat ñu ko ñu xool joxaat ñu ko. kan la voilà. Ablaye Ndiaye cosaan. Pape Alioune xamoo ko. nga ne lii loo ma ci laaj nii. kan moo woy kan moo woy lii. waaw man dégguma fi ay woy de. mais musique bi son bi ci ban son la bokk. non wax dëgg yàlla joxu la kenn. joxuma kenn. yaay booy. dégg nga tëb sa yaay yow tamit. yaay kay bu ko laaj yi nag. ay xasida wallaahi wallaahi. yaay xasaayit rek lay déglu. yaay xasaayit kon nañ tëb kii. waaw Seyda. man kay fa ma tëbee daal bu doon ne su day si nga ma laajoon tey wala ay xusar Kalsoom ak benn yooyu. alquran daal boo ko tegoon macha allah nga laaj ma ko. wallaahi. defe naa dinaa kan la moom bul waxaguma ma joxe ko. waaw ñu joxe ko. wala ñu bàyyi professeur Zeyna wala ñu teg ko mu gën a gudd tuuti su non dina gën a gudd mais il faut que ñu édifier. na xale yi wax Mati waxal. waaw. du Cheikh Lo. ok Cheikh Lo nga wax Zeyna ko wax. Jules Guèye la wax moom. Mado. Matinée. ak Mame Fatou Cheikh Lo Mame Fatou. Super étoile. Super étoile. man Ablaye Ndiaye cosaan laa wax. étoile de Dakar waaw. ñu édifier leen. ay ca Pape Samba.
yaa mata àndal yaa bàyyil mu jàll jàppandal bi za shanaay yaa ne xasiwal Seydina jaaranteewal yaay may xeewal bi la ana Pape Djibi Ba la bon Mohamed merci beaucoup Pape Djibi Ba la oulala on a souffert. C'est qui Pape Djibi Ba? On ne connaît pas mu ngi Canada c'est un très grand artiste que tout le monde respecte il est même venu dans Yeewu Leen mbokk yi fii la ñuy jaaree jeexal ko oustaz Pape Hann mooy ñëw pour tëj gi jàkkaarloo ak suñu xarit Aïda mu bàyyi Aïda ñun ñoo la fonk ñun ñoo la bëgg toogaay bi yàgg na waaye fonk gi nga ñu fonk moo tax nga toog boobu ba tey te ñu ngi la ci gërëm bu baax. waaw alhamdulilah bu baax maa ngi leen di nuyu bu baax a baax a baax di fàttale balaa ma koy fàtte ma koy fàttali taa déggeen ak ñi toog ci plateau bi yëpp taa fat sàmb ci Kaolack Medina Baye mi ngi seetaan plateau bi parce que man maa ko wax kon xanaa ñun bi ñuy def émission bi da nga doon nelaw Fat Samb la ñu nekkee sànq ba tey. nelaw ma mais dama leen doon déglu ba ngeen wax. léegi xam nga lu ma lay yeewee ma xamal leen ne leen mi ngi seetaan. xam nga lu ma la bëgg a yeewee. loo xamante ni dina daw sa yaram te keroog bi ko Adja Degen Chimère gisee ci bëgg gi mu bëgg Mame Baye xam nga yenn saa yi ci waxtaan sax Oustaz Pape Hann ak Seyda dinañ ma jàppale ci loolu man ma tooñ ni Mame Baye ak yonent bi dañu bokk ay jaar-jaar. ci diggante jóge feneen sañ ci Médine Mame Baye dafa jóge feneen sañ ci Médine yonent bi itam dafa jóge Makka dem sañ ci Médine yenn saa yi ma wax loolu waaye keroog Nigéria ci woote ba defe naa ñi fa nekkoon ñëpp seeni yaram daw na te foofu du Sénégal ñu xool ci tuuti rek laataa ñuy tëj tey quartier général nañ ci xool tuuti rek voilà imagine nag ñu ngi ko jëlee ci suñu ay confrères yu 2STV ñu ngi leen di gërëm bu baax télé Alaaji Ndiaye ak Ajaratu Mariam Ndiaye foofu la ñu ko jëlee donc ñoom defe naa loolu mu nga amee woon Nigéria te keroog bi ñu jotaatee image yi ba ci Facebook beeg fu ne ñëpp a yooxu oustaz Pape Hann. wallaahi fii nga yéegi ne la Pape l'islam bi la yàlla waxoon Seydina Muhammad ni ko di nga gis mbooloo ak mbooloo fàqe ko wutal si la boo xoolee lii nga xam ne ndamu diine la nga xam ne l'islam bi ci boppam moo am ndam yàlla waxoon na ko Seydina Muhammad ne ko iza jaa nasrullahi wal fathu wa ra'ayta an-naasa yadxuluuna fii diinillahi afwaajan di nga gis ndimbalal borom bi subhanahu wa taala dikkal la yow rasulullahi waaye nga gis mbooloo diina ji ubbeeku nga xool dëkk su ndaw si ko yàlla yónnee ay montagne wër ko moo convaincre 2 milliards Seydina Muhammad waaye yonent yu jeex mais missionnaires yi jeexunu am na ci ñoo xam ne ba tey ñu ngi doxal Seydina Muhammad ay mission ndax al ulama warathatul anbiya ay borom xam-xam yi ñoo fi wuutu yonent yi saxaaba yi dem taabiina yi dem ak taabeek ak waaseek afraad yi ku ne di bëgg a jàll mais ku ci nuurul hudaa bay la mooy danooy rasulullahi lu tax yónnente am na Babacar mooy Seydina Babacar Baraama am na Babacar mooy Serigne Baye Niass yónnente am na Omar mooy Seydina Omar Barhama am na Omar mooy Serigne Omar Touré yónnente am na Ousmane mooy Seydina Ousmane Barhama am na Ousmane mooy Serigne Ousmane Ndiaye yónnente am na Aliou may ko Fatoumata Zara Barhama am na Aliou may ko Fatoumata Zara yónnente gàddaaye na Makka daldi jaari Medina Barama tamit daldi gàddaay daldi jaari Medina kon nuruhu awwalul wujudi wujudan fa wa aslul usuli wal anjali
Cheikh al Islam may wax. lam yazal nuuruhu bi ayni ilaahi billahi fi intiqaalin fil kawni ba'da intiqaali bayne summa hatta haladaya wa tajalla nuuruhu fi abdul ilaahi laale sallallahu alayhi wa sallam عاشقة النساء يبذلن أموالا له من أجل البهاء والجمال صلى الله عليه وسلم بايا ngay tagg Yonent صلى الله عليه وسلم باي ne قال أمل حرام فالموت أولى من حرام ما قال أهل الكمال سيدنا محمد أطاب الله وصله بالتواب sallallahu alayhi wa sallam wa ani alla bi zaakal wisaale kam adatha bashahiro wa yuhbla bi rasulin yaluli alal maale ina fi batni aasha wa qadra shahri nitawa asluhu mufadal qaale Seydina Muhammad gis nga may leen ma xel ma wax leen nañu dellu kër Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nee nga yonent bi am na Aboubacrin Baye am ko mu am Omar mu am ko mu am Ousmane mu am ko est-ce que xam nga yonent bi amoon na Xansa mi doon woyal yonent bi te ñu gën ko xam ci to Maadir yonent bi wañu waxee ne kenn benn saxaabi yi ñëw di ceddo ne ko diwa gën a dàq xeex diwa gën a tabe diwa dàq woy yonent bi ne ko déedéet adduna yëpp maa gën a tabe Aliyu na dàq xeex Xansa moo gën a woy moo dàq woy kon Baye it ndekete ni mu amee ni yonent bi amee woon Xansa Baye am na moo tax Baye ne jaatal ku waye fi daari fatan fa atal uru baxtatan bi tawaale Baye ne wa atat ha qawaabilu ummu Heesa summa asiyatu atat lilnaale wa atatha lam laaqu shummata dalla nuuru kullu nujumi lil mifdaale wadaat fi daarayni yusufa aw bil ridmi wal shabi qawlu jul rijaale nuuru shamsin tabasaqat ina shamsal mustafa شخص الدلام دلالي مرحبا بربي في أتانا مصطفى الخلق وهو قال مرسالي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم sama doom a ngi jooy nag guleet ronga ñoom tuuna xam nga ne moom sant yàlla Oustaz Pape An yonent bi nee na yëg la waaw Baye Cheikh santal yàlla yàlla nee na rus naa yowmal qiyaamati ma lakk benn bët boo xam ne mus na jooy ngir ñu tudd ma wala ñu jàng alquran kon yow tey gëmal ne alhamdulilahi rabbil alamina waa àjjana nga salaamaaleykum wa rahmatullah jooyal xam nga li nga ma wax ni daf may fàttali sama benn jarbaat dafa demoon waalo yu dóor ko bi ko waalo yu dóoree mu dem ci maamam dégg naa waalo foo ko fekk dafay mën a xeex maam ji ne ko santal yàlla ba rayuñu la santal yàlla donc bi nga ma nee santal yàlla léegi ni sama xel dafa ñëw ci loolu maam ji ne ko santal yàlla parce que waalo dafa bëri xadar waaye Aïda wallahi nii mu may def noonu lay def sénégalais yu bëri gis nga si karam bu njëkk bi nekk na ci ay portable ba tey portable yu bëri Aïda mu bàyyi mii dañuy sonnee te li nga wax ci ressemblance gi am ci diggante yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak maam Baye moom laa njëkk a wax laa tàmbalee jox kàddu gi ci diggante cant geek ñoom seen en tout cas yal na suñu borom doon la jàmm ci barke Baye te oustaz Papa An itam dafa fonk Aïda mu Baye dama ko fonk lool ndax dafa yiw nduru li muy def ndax dara boo ci nekkee da nga koy nduru mais Aïda di jàmbaar ndax xasida mag ñi il faut que nga jàng ko ba mu leer mais Aïda da koy jàng waaye buy wax it li muy wax ci xolam la koy tibbee te lu jóge ci xol la jëm te leer gi muy àndal mooy moom yiw gi nga xam ne yiw na ko ba noppi bëgg seexal islam radiallahu anhu seexal islam nag boo ko bëggee bëgg cheikhuna tijaani nga xam ne cheikhu tariqati ustadul xaqiqati nga xam ni bëbbal na ko ci àdduna bi yëpp moom seexal islam
wane ko ci àdduna bi kanay Seydina Cheikh waaye kanay Seydina Mohamed. summa harij lahyan bi daarin bi sara masadira si cheikh fi iqtidaa o Cheikh Tidiane mawlidul qadmi hama naqshin tajalla sayyidan ta'iran wa huwa zukaa wa tarabba bayna najiban murqadal aishi taqul Allah o Cheikh Tidiane barakallah haj Pape ñëpp salaatul ala nabi rek la ñu dëkkee ba pare bëgg lool maam Baye koo ci wax mu ne la Baye Niass mbokk yi fi la ñuy jaaree nag jeexal xëdd a ngi bëgg a jot dina ñuy jeexalee ak image yi nga xamante ni moo am ci quartier yi parce que xale yi ñooy woy di yeete jóg leen waaj man loolu moom may yee fajar gu jot waaye tey dama bëgg ñu tëj émission bi Papa Alioune voilà parce que wax na ñu commencé di ko woowee comme ni ñu koy woowee en tout cas kan bi on compte beaucoup ci yow on compte beaucoup ci yow ndax gis nañu ni ñëpp a ngi préparé Coupe d'Afrique bi te yow yaa ngi koy préparé incha allah. waaw maa ngi koy préparé sama coéquipier ñu ngi koy préparé Sénégal ñu ngi koy préparé. super. bon damay profité du ma capitaine d'équipe bi mais damay profité ci occasion bi rek pour parce que li ñuy waxtaanee foofu rek lay tënk fii tuuti. macha allah. ma bëgg a wax ne booloo mooy doole. très bien. que bu ñu booloowee. gëm naa ne dinañu am dara. déjà télévision Futurs Médias joxe na couleur bi pour domaine yëpp muy sport muy ñu ci bureau yi muy ñu ci kër yi booloo moo xew. voilà xaajaloo xewatul na ñëpp booloo ñun ñëpp ñoo àndandoo loolu quartier général da ko wone na ñëpp ñëw na ñëpp juboo na ñëpp àndandoo parce que mooy tax Sénégal jëm kanam. non mooy tax Sénégal jëm kanam te ñun tey chance bu ñu am. mooy que y a un groupe qui est là te gars yi dañu bokk ndey dañu bokk baay. macha allah on a un staff boo xam ne vraiment très compétent. nos fédéraux ils ne ménagent aucun effort pour équipe bi jëm kanam. merci en tout cas sénégalais yi bëgg nañu équipe bi tam. donc pour dire vrai am nañu lépp pour jëm ci kanam. am nañu lépp pour jëm ci kanam. et je pense que suñu boolee ñun ñëpp suñu doole boole ñaan yi ak yëg-yëg beeg Pastef beeg lépp. gëm naa ne incha allah dinañu am ndam. merci beaucoup kontaan nañu Mame Fatou Ndoye aussi ñu ngi lay gërëm bu baax ci ni nga ñu ko indilee tey. waaw ñu ngi leen di gërëm yéen tamit di ñaan jataay yi gën a yàgg xéwal yi gën fi baawaan et puis ñu gisante waat ci jàmm incha allah. yaay ku jàpp ci sa combat tey. sama combat Yacine Gaddulo macha allah moom mi nga xamante ne moo jàpp ci combat bi jël palmaan rek yàqati ko nii. wallaahi wallaahi Fatou Ba waaye xam nga man ku ma xam ak Waline Fall. la reine du foulard nga xam ne moo tagal lii yëpp defe naa baax na de. baax na de trop baax na trop baax na trop waaw loolu daal laa def ànd ak Mamadou Seck tamit buuru ngalam. bi nga xam ne moo nekk ci Amadou Assane Ndoye. macha allah moom soo namee ngalam moom ngay seet. wallaahi wallaahi ñu jàpp ci combat baax nañu. wallaay baax nañu lool de. dañu wóor moo tax ñu man ni ma def nii def waaw saag bi bàyyi seex mooma ni ma teg ko fi xam nga saagu mag rek. gisoo sama saagu Seyda itam mu ngi tege na le moom tamit yéen a tax xale yi dañoo ragal a teg seen ay saak. waaw xëcc yu jéem a baax yi rek. wallaahi waaye daal lépp rek ci barke weeru koor gi bàyyi seex ñu ngi santaat yàlla julliwaat ci yéen. te xale yi li ñu am maanaam yëpp ay saagu 5000 la ñu gàddu moo tax doo gis seen saak ay chinois. Baye Seck c'est que nag xam nga yow fi ma la placé ñëpp xam nañ ko. addina bi yëpp xam nañ fi ma la placé. waaye yërëmal sa rakk yi yow tamit. waaw kon yërëm naa leen yërëmal ci barke weer bu sell bi surtout vendredi bi. comme ñun mairie ñi ñoo ko moom waaye yow mbaa vendredi kaaw dina la bàyyiwaat. wallaay dina ko bàyyiwaat incha allah parce que Kaaw dafa feebar fan yii. macha allah yow booy ñëw rek damay ñëw. waaw. Kaaw dafa feebar gis nga téye ma fi ba heure bi. te kat yaay ñaar yëpp la yaa ngi tane mu ne maa ngi tane alhamdulilah. ma ne ko papa nag mu ne maa Kaaw mu ngi tane alhamdulilah. ndeysaan xoolal te xam nga suba maa ngi war a conférence ji ba ngaay. wallaay macha allah mais toogaay bi boo gisee ma toog ko. yàlla ak njaboot. ak Adja Degen mi. macha allah taala ndax moom dama koy sentir. te li gën a neex mooy yàlla xam na dama dem ba Inde. Bombay dañ may ree ni na ma nag tur bi mënuma ko. wallaay Bambey waaw du Bambey de. Bombay la ñuy wax ndekete du Bombay. Bombay la ñuy bind M la du B. ma dem fekk ñu rangé ay photo dégeen ca kii ba ay Inde man leen waaye yéen kii
ku ngeen ko kii kan la ñu ne kii moom mooy jënd suñu bagage yëpp moo koy jaay Afrique léegi nag diggéen mos nga dem Inde déedéet mosuma fa def waaye li nga ma nekk di nii waaw ma la dafa am benn bés benn 816 buy insister di insister sama téléphone comme li nga wax nii rek Inde photo sama photo yi ma gis man daal mu jékki-jékki ma jël ndeysaan benn femme bu brave bu nekk Sodida boo xam ne damay bañ a publicité fi mu nekk nee na daal dafa romb ci boutique yi ñu koy naan ring déggeen chimère ring déggeen chimère ring déggeen ne ko kay ndax da nga bëgg a jaal jënd jaaro déggeen chimère nee na mu taxaw daal xool chinois ba si yàgg daal di ma oo nee ma dëgg mos a dem Chine ma ne ko déedéet mu ne waa kay ring déggeen chimère ñu xam ci jaar kon soo demee ba Inde gis sama photo xam ne dama bëgg waaye xam nga man fi nekk man tamit dama xaw a mën ñun ba Sénégal ñun ba Sénégal déggeen my sister ma ne ko nag comme my sister you speak English nee dafa doon give me money oh my god nee na ma ko she's my sister give me segam ñun Sénégal ñoo xam opéra segam ñun ñoo xam opéra te équivalence am nga ci Afrique waxuma la Chine rek waaye fu ne ñu ngi waxtaane Adja Déguène Chimère Babou tey quartier général bi sax yow yaa koy tëj yaay tàggoo bi yow la merci docteur Massamba Gueye ñu ngi lay gërëm bu baax yàlla na sa taxawaay yàgg ci télévision Futur Média ak kit ci réew mi yóbbante première dame ak président wóor na ma ñi dina yegg àjjuma bële di ñëw bu soobee yàlla dinañ la xaar incha allah waaw li may incha allah waaw li may tàggoo daal mooy yóbbante bi moom daanaka genn wàll gi àgg na fa mu war a àgg macha allah waaw li ci des nag moom mooy Sénégal dañoo jublu waxtaan wu mel ne lii ngeen def nii boole animateur yëpp ñu toog ci benn plateau dialogue président woote ne nit ñi nañ waxtaan man kenn mësuma gis may wax ci président man du ma ne kenn yàlla ngi lay nuyu te gisuma ji déedéet kenn jaraluma ko mais man mënuma comprendre réew mu toll ne Sénégal ñu ne nan toog waxtaan nit ñi ne lu tax ñuy waxtaan ak lu waxtaan wi lal ñi bañ réew mi juboo yàlla nañ tuxu wasalaam voilà Ajaratu Mati ñu bàyyi Zé waa Zé demal micro boobu ba léegi dama fi yàgg damay tàggu téléspectateurs yi ñu doon seetaan rek di remercier complexe Sophia Coiffure te di leen dig daje ëllëg incha allah ci biir quartier général. yaay koy joxaat koy jox xaaral ma jox Mati Carter sama doom ju baax merci maman Déguène tey ku jàpp sa combat tay baas bi rafet na wallaay ka daan jaar ci tay baas bi rek Khalifa Mbergane Diallo waa di maa ngi koy sargal baax a baax sama rakk ju baax jooju te marché HLM li fa couture ak waa TMC ñoo jàpp nag ci cheveux bi ak li nga xam ni mais may nuyu bu baax a baax comme dañu dëgmal li nga xam ni moo di màggalu sëriñ Soy bu di suba nga xam ne bu ñu jógee fii waaw ñu ngi takk bagage yi jëm te kër sëñ Cheikh Sey soxna Baali sama yaay ji soxna Momi kon jàppale ni ñu ngi ñaanal képp ku nekk ci yoon bi rek yoonu jàmm ak salaam te naan leen àjjuma insha allah rabbi ginnaaw soxna Mariam Faye day ñëw ma wax Khalifa rek na ma ñawal marron beige bu rafet waaw bu ko defee ma indaale ko insha allah kon àjjuma ñun ñëpp ñu marron beige ah mais bien sûr comme dafay ñëw mbaa am nga xaftaan bu marron face to face bu mu métti yow non mais docteur Massamba Gueye peut-être man lay faral ci li ma nar a wax Marième Faye Sall couleur am verte jaune rouge la mooy couleur du Sénégal mooy première dame de tous les Sénégalais. waaw parce que bu ñu jaawale la première dame. et la militante de l'APR. waaw. bu fekkente ne première dame ngeen invité. yaa ko def version bu dee première dame ngeen invité daal. c'est la patrie avant le parti. Inch'Allah bu nit ñi jaawale fonction yi. Inch'Allah donc ngeen wut seen parce que ñu ngi ci weeru koor na vert bi gën a fës ndax mooy couleur islam. vert jaune rouge waaye yow ma ne multicolore rek. ayca professeur. drapeau l'islam yaa xanaa gëmmentu woo. kay déedéet déglu ma rek may ma bii léegi. xoolal drapeau l'islam ban la kaaw daa feebar fan yëpp. drapeau l'islam. vert. drapeau l'islam. vert. drapeau l'islam. vert. drapeau l'islam c'est noir. noir la. ah mais vert bi la ñu gën a gis moom la ñu gën a gis ci diine l'islam. noir la non gëmmentu woo. macha allah xam naa ne fekk tëdd doo ayca noir la mooy Kaaba ga. yaa koy wax. Mohamed. waaw non di gërëm ñëpp rek surtout Papa Alioune Ndiaye. papa. gaynde dëgg nag Ndiaye lay sant. waaw mës naa ko wax Pape Bouba Diop benn jour nee naa ko dugal nga contre France waaye nag. gaynde dëgg Ndiaye lay sant. et puis li professeur wax dëgg la. ñu ñëpp na nekk ci ginnaaw équipe nationale pour ñaanal leen. waaw góor gi bi mu doxee ba sonn. macha allah. toog ci taatu garab gi di noppalu xanaa ñëwoo suba ci fajar. geesu rek yem ci gaynde gi. waaw daf ne ko salaamaaleykum Ndiaye. voilà am na buñ ma nettali it géwél bi tase ak gaynde. non fu mu ne kenn
géwél bi dafa tase gaynde géwél bi comme géwél dafa mën a wax lu baax géwél ku mu gis da koy tagg donc bi gaynde gi ñëwee bëgg ko matt dafa tiit ba ne ko waa kii du njaaya foog ni mën na koo wax lu baax ba gaynde gi baal ko mu commencé ko tagg naan ko njaaya comme man moom ayuma ci lépp xam naa liñ ma nettali mu la ko nettalee du am xorom moo tax nañ bàyyi noonu rek mais baykat bi daa bay ba sonn rek bëgg a toog ci taatu garab gi juum toog ci ginnaaw gaynde gi oui sama ndey ba leen dinaa ko eggale jërëjëf donc quartier général beneen affaire jéena ba waaw man dama leen di tàggu ba vendredi prochain incha allah mais damay profiter ci quartier général puisque moo xew pour nuyu suñu waa kër Denver ak Parcelles Assainies waaye nag di profiter ci weeru koor bi ngir jéggalu bu baax a baax balu ak sama borom kër ndaxte xam nga am borom kër toog ba yenn heures yi kon nag Talo Guédé maa ngi lay gërëm bu baax di la balu ak nag xam naa ne yore naa la ak bu bari yaa ngeen jëf yaa ngi ñëw yaayu Mariam Selli voilà je rappelle que moom mooy coordonnatrice bu quartier général liggéey bu am solo lay def ci émission bi chaque jour benn ba Seydou Batal merci encore Ndeye Malène Mado di remercier waat ñëpp rek di joxaat rendez-vous suba ci groupe Koba yi ndax jigéen day bare façon incha allah saa neex léegi la yóbbante ne ne mu ngi pare lu garaaw suba bu soobee yàlla pour Koba yi waaw incha allah waaw kon ma ñëw waaw ci groupe Koba yi laa bokk bi ma ginnaaw bi ma gërëmee maam yi waaw donc maam yan yéen mag ñi waaw d'accord àjjuma nañ ko yiwal rek inchallah inchallah donc rendez-vous inchallah mardi ci beneen rubrique bien-être di remercier Cathy Création nga xamante ne saa su ne rek moom day xotti di ma ñëwal ak Glam Style Baye Mado ñoom itam merci waaw waa Glam Style la ba tey rek di ko wax baax na aussi Glam Style Baye Mado léegi nag madame Traoré waxoon na ba pare voilà kon oustaz yaay oustaz waaw yaa oustaz di leen jox rendez-vous ba aljuma rek mais gërëm bu baax ñaanal nag sama xarit docteur Alhaji Massamba Gueye macha allah mu baax mi di nit ku tedd mooy suñu président Senghor ñaanal leen Seyda Adja Fat Bintou Adja Dégén yaakaar naa mboolem ku baax bi mu la gisee xoolam sedd na àdduna bépp namoon nañu la ndax yow nit ku tedd nga waaye nag gërëm koo xam ni xoolam dafa yaatu moo tax bu dajalee nit ñi ñëpp ay bég muy Pape Cheikh Diallo mii ñaanal ko yal na yàlla gën ko barkeel ak suñu jigéen ñi xaj Mamadou yal na yàlla may aljuma ji di ñëw kenn bañ a banque ay da bég nañu waaye aljuma nag Modou Mboup muy ñëw bi waa kër Cheikh na Cheikh Sarr moom xaaroon nañ ko tey sax waaw waaye mais aljuma ji di ñëw muy ñëw ay da bég nañu yal na yàlla barkeel leen amiin amiin ah waaw yaay kaaw gi xaar de voilà donc merci yaay tëj ñun pare nañ ci kon dafa waaw ku jàpp sa combat déedéet bu def noonu maa ngi yow yaay sama seex ku jàpp sa combat waaw dama fàtte tur bi waaye ku baax la ndax dama fay moo tax en tout cas daal bijoux yi moom sama benn doom sama benn jabaru frère bu ñuy wax Fat Sarr ca Nouakchott moo jaar ci bijoux yi nii rek damay defal mais bi ki ko ñëw Mamour la mais tissu bi nag moom kaawu moo ko jënd macha allah sama papa yaay kon xam naa comme da ngaa bëgg imam ak Adjot Fat Samb di nga da ngay xam lu leer na ma ni ay da ngay tëjee waaw ay da lay tëjee surtout dafa am lenn loo xam ne dama koy wax àddina bi mooy gis nga fàllu sëñ fàllu mi toog ak Aïda Mbaye yoo xoom sànq yow ni ngay def noonu di jooy yoo xam foofu la may yóbbu seen laa ilaha illallah dafa am xeetu zikër yoo xamante ne Medina Baye rek nga koy dégg macha allah donc loolu lépp ñu ngi ciy sant yàlla di julli ci sangu-sang di Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam te su fekkente ne da nga ma wax ma tëj moo fi responsabilité bu mag la parce que ñun la ñuy gis waaye équipe moo nekk ci gannaaw xoola xale yi yëpp koo ci gis ci weeru koor ku lim juum ñoom ñëpp ñu ngi leen di sant waaw ñoom ñëpp parce que équipe bu extraordinaire moo gis nga kamu chef de protocole Omar Gueye léegi sax day ñëw Omar Gueye bu Youssou bu ma waxati Omar Gueye léegi mu ngi quartier général dafa mel ni moom transité na léegi mu ngi ci man est-ce que du moom mooy yenu démb doyen léegi ni ngay séenee ni nga daan séenee Omar Gueye ci wetu Youssou waaw léegi foo séenee Omar rek xamal ni ñëw na non kon monté nga grade xoolal ñu ngi nuyu président Youssou Ndour parce que tamit fa tabakalla macha allah soo xoolee lii am musuñu ko xalaat ci benn télé fii ku ci nekk rek am na loo jiite ku ci nekk am na ci loo nekk loo xamante ne yaa ko téyel sa bopp kon soo fekkente ne toog nga yëkkati du mel nii dajale ñu fa tabakalla macha allah loolu kilifa yi ànd ci émission bi fu mu nekk nii ñëpp fii dañu bëgg ñëw loolu sant yàlla bu baax a baax julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te vendredi bi ñu jagleel maire yi bu ko changé de ndax xale yi léegi gis nga camp bi gis nga ñi ñëpp a bëgg bokk macha allah Baye moom la docteur tuddee premier sape
yow waaye premier sàppe bi ñii ñëpp Baye Cheikh daal li ñuy def daal mooy encore une fois remercier président Youssou Ndour remercier Bouba remercier directeur télé bi Ndiaga Ndour ak képp koo xamante ne yaa ngi toog di ñu seetaan daal mention spéciale delluwaat di baaluwaat ñëpp ak ndax xam nga kii wax ki la seetaan nga bëgg te addina bi yëpp ak ñuy seetaan yow message yi nga jot fu mu ne ni kenn xamul lu mu toll addina bi yëpp États-Unis fu mu nekk nii foo xalaat Chine foo xalaat nit ñaa ngi ñuy seetaan kon dañuy santaat yàlla julliwaat ci sang-sang yi bu di Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon Aïda mu bàyyi ak sëñ Fallou laa bëgg ñu yuuxu rek si kër ñoom xam nañ sax bi ma wax ñoom xam nañ ko ilaha illallah la 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 ilaha illallah